waaw mbokk yi image yi ngeen gis sur la TMS TV jinne jii di dugg fële la commencé raam nee na yëkkati ay kàddu nee na ku tel ni Thierno Mouleye Sow sooy ñëw ci moom da ngay sukk raam donc moo tax nii lii ngeen gis ci image yi nii la dugg see ci biir cabinet Thierno Mouleye Sow donc comme vous le voyez sur ces images. Thierno Mouleye Sow boo doonul woon sëriñ yonanta ngay doon. J'ai signé M. Thierno Mouleye Sow, traduit praticien et bien en accord avec mesdames et messieurs. Il est porté à la connaissance du patient que toutes ses séances thérapeutiques sont suivies par un consentement mutuel de deux camps. Le consentement du patient ou de son représentant est exprimé par écrit en signant ce contrat verbal. Vous serez filmé si vous retrouvez sur le lieu de Thierno Mouleye Sow soigne les personnes possédées par des djinns et des autres démons. Même si vous n'êtes pas tombé d'accord avec le marabout sur le prix pour être soigné, vos images seront diffusées sur notre chaîne YouTube Institut Thierno Mouleye Sow Soundiata Keita pour informer et sensibiliser des personnes souffrant de mêmes symptômes afin que se vayan faire consulter. maanaam lu war a contrat bi képp ku fi ñëw dañ lay filmer comme li nga ñëwee nii gis nga ne moom daan na lépp lu si jot a filmer da nga ko dugal sur YouTube TikTok Facebook partout dans les réseaux sociaux comme li nga koy seetaane si télé bi que ça soit noonu nga juba ak sëriñ bi prix pour mu faj la pour mu faj ko wala nga ñàkk jubaa moom lépp lu si jot a filmer da nga koy dugal sur YouTube parce que ñu si bari si YouTube lañ ko am prix bi yow ak sëriñ bi ñoo koy wax après su la seetalee ba pare comprendre d'accord comprendre waaw voilà d'accord naa waaw. léegi moom malade bi nu mu tudd Awa Ndiaye. Awa Ndiaye la tudd yaay borom këram. léegi nii moom day def consultation bi. dëgg la. bu paree même bu leen jubóowul. vidéo bi dañ koy dugal suñu réseaux sociaux yi. léegi da nga signé fii ah tiens foofu yaa nañ jubóo kon. fi nga signé signé waaw macha allah mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan TMS TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñu gis muy jinne bi nga xam ne macha allah bi mu ñëwee ba tey ci suba ba tey mi ngi wax mais xëy na mooy jinne bi nga xam ne macha allah mi ngi ruube mu ànd ak jëkkëram ñu ànd ak alseeni macha allah comme kër gi ni mu fiy demee ci saa su ne dafa am ay contrat yoo xam ne ku fi ñëw du ñu tëb filmer la mais dañuy waxtaan ak yow am na ñaari yoon am na yoon yoo xam ne boo bëggee duñ la filmer am na tamit yoon à part soo bëggee tamit ñu filmer la am na yoon bi nga xam ne tamit fi ngay jaar macha allah moo tax jëkkëram a ngi nii ànd ak ki nga xam ne mooy Alseyni Sylla ñu ngi nii di signer contrat bi daal di koy wax li nga xam ne mooy charte kër gi ak mooy règlement kër gi macha allah doyen. waaw film bi sax moom daanaka condition la yoo xam ne sëñ bi daf ko teg pour consulter la maanaam bon loolu mu nekk un commun accord protocole d'accord boo daf koy signer en partenariat ak ki nga xam ne moom mooy sa maanaam ki nga xam ne moom nga àndal du dëgg kii nga gis nag borom këram a ngi nii moom d'accord na ci condition yooyu pour ñu filmer ko moo tax bi patiente bi duggee maanaam moom sax ci biti fële la commencé ne ku dajeeg Thierno Mouleye Sow da ngay raam foofu la commencé raam moo tax ñu jël ko en image ba mu ñëw ci sëriñ bi waaye sëriñ bi comme que moom lépp lu mu wax daf ko teg ci lu leer nañ teg ko ci ay këyit moo tax mu ne du ma wax du ma def dara ba tam li nga xam ne ni moom laa warloo ak ki nga xam moom mooy patiente bi conditions yi remplir uñ ko ma doog a commencé consultation yi moo taxoon ngeen gis ñuy taaxilu luy donc patiente bi muy borom këram d'accord na ci conditions yi signé na donc defe naa ne dans quelques instants di ngeen gis sëriñ bi nag doog a mun a nag jàkkaarloog patiente bi ak li nga xam ne ni tamit ngoone dégg nañ ko ci biti mu wax nee na képp ku dajeeg Thierno Mouleye Sow wax dëgg yàlla da nga war a mën a raam jox ko cëram parce que ñoom jinne yi ñoom xam nañ moom Thierno Mouleye Sow lan la représenté parce que ba mu koy wax boobu duggagul ci biir cabinet médical bi. saa su ne xëy na Thierno Mouleye Sow nit moo desee xam valeur am mais jinne yi ci àdduna bi yëpp xam nañ kan mooy Thierno Mouleye Sow ak xam-xam beeg baatin bi nga xam ne moom la ko yàlla may jinne bi depuis bi mu ñëwee ba tey dafa ne du xeex du xuloo moom Thierno moo waral muy raam parce que kii kenn du ñëw këram sax di wax di yëkkati sa baat macha allah te nit waxul jinne mooy wax macha allah mi ngi nii ñu gis léegi lu doy waar bi muy dugg dafa raam
ba daal di yegg te séance de consultation lañ nekk mais jinne bi mu yegsee rek dafa wàcc Dëgg la. xam ne kii du ku ñuy xeexal Dëgg. kii du ku ñuy songol macha allah ndax baatin bi yàlla def ci moom macha allah mi ngi noonu jinne baa ngi nii ànd ki nga xam ne mooy jëkkëru xale bi macha allah ak borom këram sëriñ baa ngi nii macha allah xam naa ñu bàyyi leen tuuti ba ci kanam. Voilà, pour un petit résumé en français, chers amis téléspectateurs qui nous suivez sur la TMS TV. Alors donc, vous voyez en image, cette jeune dame djinn qui est accompagnée de son épouse. Alors qui a commencé à ramper au niveau du salon d'attente. Et alors elle a commencé à dire que pour rencontrer Thierno Moulay Sow, il faut qu'on se mette à genoux et c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais quand elle est rentrée face au grand marabout, alors le marabout, fidèle en tout cas à ses principes, fidèle en tout cas à sa ligne de marche, elle a dit que je ne peux pas déroger à la règle parce qu'il y a un règlement que j'ai mis en rigueur et qui consiste quand même à définir les conditions pour filmer un patient. Ces conditions étant été remplies par son épouse, et maintenant, voilà maintenant pourquoi le marabout avait mis du temps pour pouvoir être en direct, en contact avec la patiente pour pouvoir commencer les consultations. Masha'Allah. Léegi mën nga wax. Non. waaw defaral ko yërëm bi. sama sëriñ yàgg naa laa nangul li la yàlla may man la Muxtaar déedéet man kilifa laa dama bañ xale bi exposé ko nga dindi kol bi nag. man nanguma woon sax ñu filmer ko parce que man la Muxtaar bàyyi leen ko nii déet fa nga dindi ñu xam yow la kan. dafa bëri ay noon waaw bu bëree ay noon nag fii moom dañuy faj loolu ça n'a rien ak noon yi dindil kol bi ñu xam yow la kan yow miy wax kol bi dindi ko waaw kol bi mën nga ko dindi nga kéel ko ci ginnaaw gi noonu waaw fan nga jóge ba Bawal waaw gis naa depuis suba yaa ngi wax ci biti rek di wax ci man rek waaw di wax lu rafet rek waaye démb ci guddi fan yële passé dama woowoon sa secrétaire bi waaw ba nga woowoon secrétaire yi ma ne ko Thierno dama lay yóbbante ci Thierno ne ko bu jàppatee sama moroomi jinne yi nee ko mu yërëm leen ba ko dexee mu wax ak ñoom ndànk mu laaj leen du ñu bëgg ñu def ko man nag ba may wax loolu dama yaakaar ne woon amul conséquence ndekk de ñu ngi may waajal dama yaakaar ne woon amul conséquence ndekete samsi ak sama roosi ñu ngi waaj ndegeel li ma wax noonu démb ci guddi xam nga fa lañ ma fekk ci kaw lalu xale bi ma door ba may bëgg a dee jëkkëram du ma bàyyi ma fet dañ ma door dañ ma jàpp dañ ma door yaa xamante ne musul am moo tax sànq ñu toogoon fii mu ñëw ni leen mu ngeen xesee ba wax tudd Thierno dee leen ci teg jàmm dee leen ci teg waxu jàmm de kuy wax Thierno dee ci teg mooy mbëri kuy wax Thierno dee ci teg borom tànk yu sell yi borom loxo yu sell yi borom jëf bu leer bi dee wax loolu boo ci tegee loo ci warta teg sam seex sama roosi amuñu ay caaxaan de xaw nañ ma rey démb ci guddi man nag bu dul woon loolu man yàgg naa préparé tagg la yow man jinne man yàgg nga préparé tagg la yow lu tax yàgg na dama daan seetaan say vidéo yow kan yow jinne bi man jinne da nga daan seetaan samay say vidéo ma ne jëkkëru xale bi yéen nit ñi xamoo leen kii yow jinne yow yaa doon wax jëkkëru xale bi moom jëkkëram du yàgg moom du xam ne jinne bay wax du xam waaw da yaakaar jabaram mooy wax rek xam nga chaque jour ma wax leen ko jinne bu duggee nit mun nay wax ak yow
yow mi boroom kër gi nga yaakaar ne sa jabar ngay waxal fekk ne jinne bi mooy wax defe naa ne léegi ñi ñaa ngi yeewu à travers TMS TV à travers Thierno Moule Sow lu muy expliquer man damay toog waaw ne man Thierno Moule man ñemewu ma ko yow man ngay jinne toog. man jinne man dama koy wax mais damaa xam ne xam nga nan laa la mën a ñemeñee waaw jubbux yow rek nag nekk ci yow ci jàmm waaw waaw di dox say waaw kese loolu daal jinne bu ko jéggal ma lii laa waxoon laay def bu ma ñëwee du ma toog du ma taxaw damay sëgg jàkkaarloo yow di wax du ma la sax xool ndax dama laa jox cër man jinne sëriñ bu ne nag yóbbu nañ ma fa nga ne sëriñ bu ne yóbbu nañ ma fa yóbbu nañ la fu ne sëriñ bu ne bëgguma sax xaaral tudd dina la intéressé après nañ la interroger bëgguma sax tudd tur non mais da ngay tudd waxal ban sëriñ fan ak fan lañ dem dem nañ ci sëñ Basiiru Njaay kooku di bàkku rek naan jinne bu fi ñëw ma raya bëgguma wax lu ñaaw sax ndax dama laa jox cër waaw bul wax lu ñaaw mun nga wax rek fi nga dem dem naa Thierno Moule dem naa kii ñu tuuti sax sëñ Basiiru Njaay yóbbu nañ ko si ay chrétien yóbbu nañ ko sëriñ boo xamante ne xamul dara fi ñu ko yóbbu bëri na waaye ki ci gën a mag mooy sëñ Basiiru Njaay kooku mënu ci moom dara yow rek yaa mën ci moom dara Thierno yow yaay buuru jinne yi Thierno nañ bàyyi naxante bi nañ bàyyi ñàkk a waxante dëgg Thierno ñun jinne yi ñun dañuy jóge ba suñu dëkk ñëw pour tarbiyu la rek kese fomp sa dàll yi kese waaw pour foo tollu di bees ñu loolu kese moo ñu fi indi man ñëwuma fi sax pour ne ndax man xale bi préparé woon naa génn ko sax te dara du am waaye damay ñëw nag jéggal ma bisal la may defati léegi xale bi ñaata at yaa ngi ko topp yàgg na yàgg na xale bi loo ko yàqal lu bëri lan ak lan yàqal naa ko jàngam yàqal nga ko njàngam ak lan maa tax du jubboo yaayam ak lan kër ga mu nekk maa tax du jubbu ak ñoom maa tax bu ko jëkkëram soxlaay du ko jot may tàngal xolam jëkkëram bu ko soxlaawee du ko jot yow yaay tax waaw may tàngal xolam instant boobu fooy nekk bu ko jëkkëram soxlaawee fooy nekk foog mu leer nit ñi ñu comprendre li ma leen di leeralal foofu foog mu leer man ci boppam lay ne nga ne ci boppam ngay ne après ngay dox ci lan may dox ci yaramam léegi bu ko jëkkëram soxlaawee après day bañ kan mooy bañ man maay def mu bañ man maay tax fu mu toog xolam du neex yaay tàngal xol bi man maay tax moom xale bi bonul de mais man maay def loolu yow yaay def loolu man nag yàgg naa bëgg ci sëriñ bu ma wéeru waaw parce que jinne warul dox nii rek di dem xam nga daan naa leen wax am na jinne yi nga xamante ne dañuy bëgg a wéeruwaay waaye duñu ko am bu ñu gisee nag kilifa bu toll ni Thierno Moule Sow dinañ ñëw jébbalu am wéeruwaay loolu defe naa ne li ma leen di wax rek chaque jour jinne yi di ko waxaat dégg nga li ma leen ne parfois nit day nekk ak borom këram borom kër gi soxla boppam soxna si bañ am na góor ñu bari ñoo ngi fii ak seen borom kër góor ñu bari ñoo ngi fii ak seeni soxna li ñuy dund naqar rek la ñuy dund maanaam seeni soxna pour ñu jot ci ñoom problème la bari na ba lu bari sax moo waral ñuy génn di njaaloo ji problème yi ngay dégg yi bari sax yenn góor yi dañuy ñëw wax dañuy ànd ak seen dañuy nekk ak seen soxna suñu nekkee seen soxna suñu soxlaa seen soxna duñ ko jot nga nekk ak sa soxna ay ata at mu téye mu xañ la boppam téye la boppam soo génnee boo sàgganul bu la yàlla dimbaliwul nga mën a téye sa bopp rek mun nga dugg ci tuuxi yooyu dafa bari nag foog soxna yi tamit di conseiller soxna yi tamit ñuy bàyyi xel ci loolu dëgg la jinne bi day def loolu waaye yow tamit foog parfois nga xeex ak jinne bi tuuti pour mën a libérer sa borom kër loolu tamit conseiller la pour soxna yi waaw dëgg la jinne yi ñoo koy def jinne yi ñooy def loolu moom franchement parler parce que tamit kenn du nekk ak sa jëkkër aussi mu soxla boppam nga bañ te nga xam ne yàlla lu mu ci wax lu mu xaraamee loolu bàkkaar boobu nu mu rëyee bàkkaar gënu ko rëy léegi nag loolu dina tax góor gi di doxaan wala di dem di mbaraan di taxawaalu ba lu ne mun na ko ci fekk ba jafe-jafe bu ne mun na ko ci am kon nag loolu dafa bari parce que ñu bari dañ may diis loolu man kat maa ngi nekk ak sama soxna mais maar day taali ba ma gëjee sëkk ak moom yàgg na fekk ne jinne yi ñoo koy def
confirmation bi rek gis nga jinne bi lu mu wax. dëgg la waaw loolu tamit dafa baax nga leeral. su ko defee tamit mère de famille yi père de famille yi. ñuy waxtaan ak seen i njaboot du ñoom nag jinne yi la. da nga yor jinne wala kaana bi nga xamante ne. day nekk ak xale bu jigéen bi yàgg na ak moom di sëy ak moom moom xale bu jigéen bi am jëkkër mu ne dee sëy bi du fi am. bu sëy bi amee mu ne dee jëkkër bi du ko jot. yooyu yëpp day am. yooyu tamit góor ñi bàyyi xel ci loolu parfois sa jabar bu la bañalee sax ñu xam ne jinne bi la waaye tamit ngeen fexe ñaan faju gannaaw yàlla indi na Thierno Moule Sow fexe ut ci volcan bi ak ci vite fait bi jinne bi dina fulkan foofu bu ko defee nga mën a jot sa jabar parce que sinon rek mën na la dugal ci ay tuuxi duuna yu doy waar léegi jinne waxal c'est important li may wax nii. gis naa ci ku ma wiiru ndaxte wax naa leen ko man wax naa ko kii woon ci buntu bi sànq nee naa ko man ñëw ma fii pour xeex ñëw ma pour jaay doole parce que xam naa ne que ma fi fekk ma ëpp doole man xam naa ne fii kii fi nekk fii ñii bu doonul woon sëriñ yonanta lay doon. fan nga teg loolu. gis nga ñun jinne yàlla dafa def ci ñun ñooy gis lu nit dul gis gis nga kii ba muy ñëw àddina suñuy bët dañ ko muur gisuñu ko xam nga ñun dañoo tàmm képp ku ñu xam ne day ñëw pour faagaagal ñu. doo juddu. dëgg la wala boo juddoo sax doo normal. kii ba muy ñëw suñuy bët dañ ko muur. defe naa gisuñu ko. c'est pas la première fois jinne wax loolu. nee na ba ngay judd ñun dañoo rëcc. gisuñu ko. maanaam xaw ma fan la jaar. parce que loolu c'est pas la première fois gis nga ko. moo tax ma ne la bu doonul woon. loolu nag suñu borom la gis nga yàlla dafa xam ne. àdduna buy waaj a tukki. jinne yi dañuy soxor. loo tax mu andi koo xamante ne day jaaxal jinne kii benn la fiy doon du doon ñaar amul dootul am ñun jinne ñun dañu fen. defe naa ne c'est pas la première fois jinne wax ko fi te defe naa ne am muy na ñëw jinne bi ko waxoon léegi mot at. muy ñëw gisuñu ko. ëpp na at sax kooru daawaati géej am na jinne bu ko waxoon ci wetu frigo bi fii. ah ci wetu frigo bi fii. kooru daawaati géej war na léegi mu mot ñaari at. koor gi léegi bu ñëwaatee léegi mu mot ñaari at yéen a ngi rappelé fii. waaw kay kon c'est pas évident jinne yi di wax loolu. parce que ñii bu dara war a juddu dañuy xam. bu dee li leen di loral dañuy fexe faagaagal loolu. waaye nag suñu borom tamit moo leen ëpp pexe. ma ne ko sànq nee naa jinne doom xaram bi ne foofu di yëngal doomu jàmbur bi. waaw gisoo sànq taax ma taxawu ko. ne ko damay tàmbali liggéey bi léegi. nee naa ko. Thierno Moule Sow bu doon li ci moom jinne ko ko jox kon jinne yi faagaagal nañ ko bu yàgg waaye yàlla moo ko ko jox. moo tax nga jaaxal jinne yi gis nga yow gis nga nit ñi xam nga ñun la ñuy daw ñun jinne yi waaye jinne yi yow la ñuy daw. da ngeen leer na de. Chers téléspectateurs, vous venez d'entendre cette révélation de taille. Ce djinn a dit clairement, et ce n'est pas la première fois qu'une telle révélation a été faite, au moment où le grand marabout arrivait dans ce monde, tous les djinns ont perdu la vue, tous les djinns ne pouvaient rien voir, ne pouvaient rien assister, parce que le grand marabout devait arriver. Et mieux, vous l'avez entendu dire, que si Thierno Moule Sow n'était pas un marabout, il serait certainement un prophète. Ça, ce ne sont pas mes paroles, mais c'est les paroles d'un djinn. Alors sur ça, vous avez entendu tout le temps le marabout décrier, en tout cas le comportement de certaines dames, qui parfois, quand elles réagissent, ce n'est pas elles qui réagissent, mais c'est parce qu'il y a l'esprit, le mauvais esprit, le djinn qui est en train de faire réagir les femmes. Parfois même, elles se refusent de se donner à leur mari. Et ceci, nous avons quand même le témoignage de son mari par rapport à les révélations. Kay jël kii léegi nekkatuloo mauvais esprit. Je ne suis plus une mauvais esprit parce que les mauvais esprits non duñu jegeñ Thierno Moule. léegi yow lan nga. man yàgg naa nekk julit mais àndandoo yu bon ñoo ma teg lii.
dama daan àndax ay yëfër ñuy tarbiyu iblis doom xaraam astaghfirullah parce que man kilifa laa jàkkaar lool mais xam nga dañuy tarbiyu iblis iblis dana leen dee leen alak doomu jàmbur yi iblis waaw macha allah ngeen di gis noonu waaw lu doy waar jinne bi di wax li nga xam ne lu doy waar gis ngeen jinne bi dee leen dugg ci famille jàmbur di rey dana leen dee leen dugg doomu jàmbur ne bu ñu julli dana leen dee leen dugg doomu jàmbur bu ñu oor bu ñu joxe asaka bu ñu wax lu baax bu ñu set bu ñu sell nañ nekk fu salte fu ñu toog bu ñu wax turu laa ilaha illallah nañ àndax ñi ñu bon anjumila mi ne seytaane rajim nee na leen ko waxee rek iblis moom jour bu ma jinne bi li mu fi deewee révélé lépp du ma ànd man kese ak a ñama yóbbaalee bëri macha allah iblis ñu mu yóbbu ci jamono daf bii fi woote bi mu fi wootee sama daal di sëriñ. jot ki nga xam ne mooy Sama sëriñ. secrétaire u sëriñ bi waaw loolu laa daal di doon am wax lu bëri loo xam ne lu mu ko wax ne ko dama waxal bëgg Thierno nekk Moule ak Sow yow. su jàppatee jinne na am yërmande ci ñoom mooy li ma wax rek taalibe ñi nga xam ne ne moom looy taalibe jinne yi Thierno Moule Sow daal di àndal ku ci mel ne Samsi ak sama Rosi daal di déplacé wu fekk fi mu nekk daal di koy corriger jëflanteeg moom yaakaar naa ne jinne bi mu wàccee yàgg na ci kaw loolu nag ñuy xamal ne Thierno Moule Sow comme ni mu koy waxee ci saa su ne mu valable nag pour nit ak jinne yëpp parce que am na ay taalibe yoo xam ne ci àdduna suñu waxee loo xam ne waroo ko wax ñoo lay fekk ba fi nga nekk corriger la yaakaar naa ba jinne bi wàcc ba nooy nepp mu daal di ñëw ñibbisi di wax ci Thierno Moule Sow lu doy waar macha allah ne ko yow boo nekkul woon sëriñ yananti ngay doon macha allah te yaakaar naa ne loolu jinne yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko confirmer ci ki nga xam ne ne mooy xalif général léegi doyen ñu bàyyi la rek nga wax waaw jëkkëram moom mi nga xam ne moo fi indi sang bi jinne bi ñu ngi lay ziar noo tudd Ousmane Ousmane nan Diouf. Ousmane Diouf yow yaay borom këru. waaw dëgg la man sama ñëw bi sax waaw. daanaka démb si ay 20 heures. xaw ma woon ne naa ñëw sëñ Moule Sow. dama doon tëdd doon nelaw. moom mu dem jëndi léegi bi mu ñëwee man ma yeew rek jàkkaarloo moom mu ne Ousmane suba yóbbu ma kër sëñ Moule Sow. moom mu wax la loolu. mu wax ma loolu fan ngeen bàyyeekoo yéen. Bargny lañ bàyyeekoo. Bargny, d'accord. waaw te man sonn naa si yàgg naa si fere xaalis. mais tey lii nii daf ma bett. démb si guddi la ma arrivé. préparé wu ma ko sax. ma xam ne bëgg na ko te sonn na. ma ne naa ko yóbbu rek. fan ak fan ngeen jaar avant ngeen di ñëw fii. jaar nañ fu bëri nag. jaar nañ fu bëri foo xamante ne yaakaaroon naa ne dana tane mais tanewul. actuellement après ndëpp lañ ñu laaj sax ay maamam ñu ne ay ndëpp la mën a tane quoi. man tam ma yaakaar ne foofu la mën a tanee. mais sama ñëw fii yaakaar naa ne mun na fi tane nag. sama ñëw fii yaakaar naa la waaw am naa si yaakaar waaw léegi li ma lay laaj mooy moom wax na fi léegi dégg nga sëriñ bi répété ko waat encore yow mi ko yor xam naa ne war nga mën a def témoignage ci jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la lay faral di won te ngay jànkonteeg moom mun nga ñu ci may tuuti su ma nekkoon fii di ko lim day bëri dëgg la mais métti na torop waaw dama koy tënk rek xam ne métti na quoi may ñaan yàlla nag fi ñu accès nii yàlla def mu tane quoi loolu lay ñaan yàlla mu ne ko loolu laay ñaan yàlla mu tane parce que ay jafe-jafe di liggéey salaire mais li ngay fay ko balaa ngaa fay ko yàlla xam yooyu yëpp ay gàllankoor la si yoo xamante ne doo xam fa lay jóge ma yaakaar na si mbir mi la waaw comme tey jii yaakaar naa ne tey fii su ma fi ñëwee loolu lépp mën na ma teggeeku si kattanu yàlla ndax gàllankoor yàlla moo si alxuraan qul a'uuzu bi rabbi naas maliki naas ilaahi naas min sharri waswaasi naas allazi yuwaswisu fi suduuri naas minal jinnati wan naas ku muslu si nit ak jinne tekki waaw loolu moo am na macha allah comme ni nga ko gis nii ni mu réagiré di wax ci sëriñ bi ak yii nii yëpp ndax lii mës na ko def kër ga daan na daanu ak yooyu waaw yàgg na di daanu mais buy wax man lay waxal boo amee li mu bëgg ak yooyu man lay waxal dëgg la comme affaire man bu ma déggee ci li ngay wax maanaam bi nga àndeek moom peut-être bi jinne bi commencé di réagir dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne danga ko yëg sa yaram ci wàllum tëju ak sa liggéey ak yooyu yëpp bilaay lu bëri sax lu métti yu bëri ay gàllankoor diggante famille yooyu yëpp et tout ça sama yaay da koy saaga et tout ça bilaay sama papa tamit aussi tamit da koy saaga man tam ma dem ba si biir xam ne tey ko xam ne du moom waaw xam ne du moom dama dem ba comprendre mais est-ce que ñoom waa famille boobu comprendre nañ ne ki leen di saaga nii du seen jabaru doom expliqué naa leen mais est-ce que gëm nañ ko comprendre nañ ko expliqué naa leen mais comprendre ñu comprendre ñu ne dafa réew ñu ne dafa réew te yàlla xam na ne tey ko man ma jàpp ko xam waaw macha allah mooy yàlla leeral na lépp comme ñiy sëy rek ni ñuy def di waaw yow waxamu déglu ma sama sëriñ ñaar dafa am nañ bàyyi lu am ñu jéeñ ko jinne
waaw nit dafa am jikkoom nit dafa am nit ñu bon sama sëriñ dafa am nit ñoo xamante ni dañuy def lu bon ba pare naan est-ce que amul lu mu àndal sax te pourtant ñoo ko provoqué de mais sama genre gi man dañuy sot sa zaar gi dañuy soxla. waaw léegi suñu déggee si kàddu waaw maanaam foofu leerul. waaw leeral lañu foofu. waaw fajal yàq bi. su ma waxee àdduna tukki léegi lan moo tax yow xanaa xale bu jigéen da nga koy xiir ci yaayu xale bu góor bi. déedéet muy ruube. ñoom waaw wala Non. yow yaay ruube. ruube yow wala yow yaay nekk di ruube ba ñoom ñu mere xale bu jigéen bi. man xam nga lan laa koy wax waaw loo koy wax. dama ko naan man waaw. dama ko naan bul tooñ waaw. man dama ko koy wax mhm. waaye waaw. ku la tooñ bul xaar ku la tooñ bul xaar. waaw waaw. ku la tooñ fayu si tàng bi foofu la lay joxee cër mhm. foofu la lay bàyyee xel waaye bàyyi ba jaan dem nga topp ci wati di dóor man loolu dama kaa xamul ñun nag yàlla moo ñu bindee ñun jinne buñ la defaree benn yaaxal nañ la fukk loolu moom suñu jikko la moom yéen jinne shayatin waaw mais man yow yéen jinne saytaane mais du jinne yëpp ñoo lay defal benn yàqal la. seytaane bu ma ko mënoon rey dama koy rey waaw kay yéen jinne saytaane. Man. mais jinne bu tuub nekk jullit. man su la defalee du la yàqal. man nee naa la jamono jooju la mais du bii man léegi sa taalibe la si say waaw laay wëy mais yow teel nga nekk sama taalibe kat. lu xew waaw boogu xam nga kañ laa nekk sa taalibe waaw. wala gis nga ba nga am na jinne boo fi dooroon ba muy bëgg a dee waaw. ba jinne bi naan ba jinne yow bàyyi ma laa la wax bàyyi ma gis nga damaa toogal sama sëriñ bàyyi ma dama koo jox cër sama sëriñ waaw. jinne bi naan waaw yow ki ngay door nii waaw ba jinne bi naan famille ko jigéen ki nakaan yow waaw instant bi seen doom lay dóor man bu paree damay génn dem seen doom bu paree dina wax sama fii day metti bañ naan la grand combat de Thierno Moulé Sow avec le jinne yaa ngi koy fàttaliku ah macha allah. man yàgg naa la gëm yow jinne bi. waaw man yàgg naa yow la kon gëm yow yàgg nga ma gëm yàgg nga ma seetaan. man dama doon wax ni man maay ñëw man jinne bi man sama jëmm man waaw. ñëw waaye dama ne déedéet dama bëgg nit ñi gën la xam xam nga man bu may wax nit ñi gumbu yi duñ ma gis bu may wax gumbu yi duñ ma gis dëgg la. yow yaa may gis dëgg la. ñoom pour ñoom xale bay wax ñoom ñi ci biti te xamuñu ne man la dëgg la. moo tax sa garde corps bi woon ci suuf noonu muy wax ma ne ko man ñëw ma pour xale bi faju de damaa ñëw pour ngeen gën a xam Thierno léegi damaa ñëw pour ngeen gën a xam kon mooy Thierno léegi lu tax yow nga ñëw pour nit ñi gën ma xam lan moo tax Parce que- loolu waaw lan moo tax. jinne yi dañuy toog naan kii jaaxal nañu jinne koy wax de jinne yu mag Thierno jinne yu mag ñooy wax loolu jinne yoo xamante ne waaw. gis nga sëriñ yu ñàkk fayda yi ci àll bi waaw. ku ñu ci woon nii nga daw bàyyi fa sa garab ya nga fa tegoon yëpp daw yow nag yaay la king of the king le roi des rois macha nee allah. naa la yow jinne buy ñëw ci yow daa war a raam yow koo xamante ne bi muy ñëw àdduna benn jinne gisu ko yow Thierno xam nga ne bu la jinne gisoon doo ñëw mais gisuñu la moo tax ma ne la li ci yow du jinne la ko jox déedéet jinne joxuma ko de. jinne mënu la ko jox jinne yow li ci yow nekkul ci jinne loolu suñu waaw kay loolu foog mu leer li ci ne man newul ci jinne. li la yàlla may yow may ko ñun jinne yi dëgg la kon leer na moo dégg tax ngeen nga foofu. jaaxal jinne yi waaw kay moo loolu tax leer ma ni na. la loolu moo andi waxu boo dul woon sëriñ Waaw. yonanta ngay doon yonente kay moom macha allah si yonente bi Muhammad salaa salaam la fa la yàlla tëjee buntu yi. moo tax ma ne leen ñoom ñi toog fii ma jox leen benn secret waaw. ku ci bëgg jinne maléfique ba ñu dugg sa néeg waaw. jëlal turu Thierno Moulé Sow nga bind ko ci bunt bi waaw. waaw ndax sa tur sa jinne yi dañ koo ragal Thierno Moulé Sow ngay bind sa bunt danga koy bind ci alxuraan ci alxuraan ngay bind Thierno Moulé Sow def ko sa bunt benn jinne du fa dugg macha allah xam nga jinne yi dañuy toog di muslu naan man yàlla ba ma dajee Thierno Moulé Sow dañuy toog de seen xërëm yooyu noonu lépp pour musu si yow lépp pour daj bañ a daje yow bu ñu xamee Thierno Moulé Sow day génn yoon boobu yoon booy jaar jinne bi du fa aw
benn jinne yow ba nga dëkkee fii ba tey jinne male benn jinne male fi nekkatu fi. dégg ngeen loolu suñu borom moo koy def xam nga wax naa leen ba may ñëw fii accident yi dafa bari woon mais bu ma ñëwee fii dafa wàññeeku lu bari sax te xam ngeen ne ñetti Thierno Moule Sow yi day dimbali askan bi dégg ngeen jinne bi confirmé na loolu macha allah nee na ñetti Thierno Moule joxe naa ko adduna bi yëpp ndax nag def naa ci ñaan def ci baatin ñaan suñu borom ba yàlla def ci barke dégg ngeen jinne ci boppam moo confirmé loolu macha allah kon nag dañuy sant suñu borom di jël ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee naa la nag yàlla mooy maye mooy xool li ko neex def fi ko neex te du tàggu kenn macha allah. yow sa tur rek day faj. waaw sama tur day faj na sama tur faj na ñu bari sama tur tax na am na ñu am doom ngir sama tur. sama tur yóbbu na nit Europe. ko ci buddeel di ko sangoo rek day faj. yàlla moo la may lu mu mayul kenn lu mu mayul benn jinne. waaw yàlla moo may. lu mu mayul benn jinne te xam nga ne jinne yi ñoo lëmbe adduna bi jinne yi ñoo jaaxal nit ñi. jinne yi maa leen jaaxal. waaw yow lañ ragal du jaaxal dañ la ragal. waaw yow. jinne yëpp yow lañ ragal. waaw loolu suñu borom la. yàlla la neex yàlla nag lu ko neex lay def jàmm ni ci dara. yàlla moom képp kuy wax turu Thierno Moule Sow teg ci mbër la de wala nga teg ci mooy la king of the king ay boo si tegee loo si waru teg buñ lay jël sa dañ lay jël sa kër gis nga kooku xam ngeen nank laa leen di wax Samsi Samaruusi xam ngeen ne Samsi Samaruusi ñooñu ay malaayka lañu xam nga wax naa leen damay toog di saababal ay malaaka di ñëw Sénégal nag boo waxee malaaka dañ naan waaye ñun dañuy toog di saababal ay malaaka di ñëw nitu yàlla yi njëkkee laa la wax bu ñu daan saababal ay malaaka dañuy ñëw waxuma la léegi nii de léegi benn la ku mel ni Thierno Moule Sow rek mooy toog jàkkaarloog suñu borom macha allah def parfum def cuuraayam taal sonelam macha allah di saababal malaaka yi di ñëw. moo tax ma ni la man maa ko dëggal. moo tax ma ne la boo doon woon sëriñ yonanta ngay doon loolu nag waaw ñun macha allah sant yàlla. man du ma wax dara noonu da ngay al di leer noonu. dégg ngeen nag jinne bi wax na xaw ma fu mu jógee xaw ma fu mu sokkee ko nee nañ Bargny lañ jógee xaw ma leen. man bawal laa déjà bawal nga jóge yow jinne bi ñoom fu ñu jógee ñoom. ñoom Bargny déjà kon nag macha allah. ñi ñaa ngi comprendre yow da nga ma mës a neex. yow da lan laa la neexee da nga maa ragal wala nu mu demee noonu. man ragal naa la sax. ragal naa la moo tax du ma la xool. waaye dama la gëm man dama la gëm. da nga maa gëm. dama la gëm yow dama la gëm da ngay yow yi ngay def moo leer. yi ngay def yow dafa leer ndañ. jinne bi nee na daf maa gëm. yàlla nag mooy maye. nee naa la yàlla buy maye day maye rek. du lijjanti sax. bu la mayee tamit may na la c'est fini. du la laaj monnaie. y en a pas de monnaie. c'est fini. gis nga waaw sëriñ waaw. man iñaanuma ma dama jinne bu iñaan gis nga jinne yi ñëw fii di ngandalu nii. waaw di tëb yuuxu përiyee. waaw karu yooyu noonu. waaw. dañoo iñaan. déjà ñoom seeni geste ñu ngay won ne nanguwuñu. te waxaguñu de. mais man ba ma nekkee ci biti laa la commencé tagg ba ma toogee ba fii maa ngi lay tagg. ba ma lay seetaan say vidéo yàgg na. dama daan wax ne nit ñi gumbu yi laay wax sax xamuñu kii. léegi yow. waaw. foo ma doon seetaanee ci kan nga daan nekk di ma seetaan. ci portable xale bi. ci portable xale bi. waaw. da nga daan seetaan bu baax dama la daan seetaan lu bari. daw ma ko sax tey man jinne daw ma ko tey sax. damay jënd connexion rek dugg Thierno Moule. yow jinne yaay jënd connexion. man jinne may jënd connexion xooli. di ko seetaan ci portable xale bi. non dama naan kii mooy mbër. kii mooy mbër. nee naa la jinne yi dañ maa fan yàgg naa ko di wax nee naa la jinne yi bëri dañ maa fan parce que dañuy gis ne ku mel ni man. amul ci jamono. maanaam di jàkkaarlu jinne di affronter ak ñoom. parfois da ngay raag ak ñoom raag bu métti. dañoo iñaan rek. jëflante ak ñoom ba après dañuy mujj a wàcc. loolu nag suñu borom la li nag c'est la première fois histoire Sénégal ñu gis ku mel ni man. jàkkaarlu jinne yi di affronter ak ñoom. dootu fi am. yàlla di ñu may ndam. parfois ñoom jinne yi ñoom ñooñu dañuy rey ñoom jinne yi. waaw parfois toog naan nu ñu mën a fexelee Thierno Moule Sow waaw Thierno Moule Sow yow gis nga xam nga nit ñi dañ naan dañoo am ay noon. amuñuy noon. Thierno Moule Sow yow yaa am ay noon. waaw noonu jinne. ak noonu sëriñ. waaw dëgg la de.
yow Thierno Moule Sow yow sëriñ dañoo war a ñëw nga jàngal leen ñoom ñii wute ay sëriñ ñoom ñooñu dañoo war a ñëwaat fii di faat formation. macha allah ñun pare nañ pour former leen y' a pas de problème mais duñ ko nangu dañoo iñaan. non dañuy rëy nag. duñu ko rëy la nangu. dañuy rëy nag. nee ñun naa pare la nañ pour former gars yi. yow y' en a pas de problème pour ça. nee naa la yow pare nañ pour former leen. nee naa la yow. waaw bul génn benn télé di publicité. déedéet man de TMS TV laa yor. waaw moom kay laay yemal foofu. waaw ñun jinne ñun ñoo lay publicité. xam nga man fa ma jóge sori na pour ñëw ba fii tàgg la jinne baa ngi wax de nee na bawal la jóge bawal laa jóge bawal. jinne bi moo jóge ba bawal ma ñëw waajee. ñëw di ma bëgg la tàgg publicité rek. waaw ñëw di tàgg ma kese. tàgg xam nga ne li yombul de waaw di la kañ. jinne bi Nga bawal dem la ba jóge ci bawal ñaanuma. Mbàkke bawal xam nga ne nag bawal la jóge macha allah comme li ma yow ko ban bu ñuy melukaan nga bañee yor ñii jinne nangu. jinne bee ngi jógee ba nga xam ne fi nga xam ne mooy bawal daal di ñëw jàkkaarloo Thierno Moule Sow di ma di ko bàkk di ko kañ di ko wax lu baax peser boppam xam poids xam kii nga xam ne li ko yàlla suñu borom jox macha allah jinne bi daal di nangu comme ni mu ko waxee mënoon na ñëw rëy rëylu comme ni ko nit ñi defee mënoon na ñëw jaayu mënoon na ñëw mu mettil ko comme ñëpp mais xam na ki ko mën macha allah moo tax mu daal di ñëw mooy fomp daal macha allah bi commencé di fompal sëriñ bi daal di ko wax lu bari loo xam ne na macha allah ba ci sëriñ yi nga xam ne dañuy réunion te bëgg nañ ñëw sax waaye macha allah li nga xam ne gis ngeen lii muy lu doy waar xam nga ne jinne bii kii nekkul di songo xam nga jinne bii xeexul xam ne ki nga xam ne mooy Thierno Moule Sow lu yàlla def ci moom macha allah xam nag jinne bii nangu nag kon nag ñi nga xam ne ñooy jinne bu ñu defee nii du metti kon macha allah nuñ koy waxee gis nga jinne bi li mu fi jot a wax ruubee na digganteem ak sëyu waa ji bu guddi jotee bu bëggee ànd ak jëkkëram sax day def ay courte carte macha allah moo tax à chaque fois ñu leen di wax ne li nga xam ne mooy volcan jooni jooni bi li nga xam ne mooy vite fait bi fi réew mi toll ci jinde yi ñuy ruube soxor ak iñaan macha allah di yàq sëy yi di ruube àdduna bi kon nag vite fait bien fait jinne yor na nekk na loo xam ne jinne war na koo mën a yor nit war na ko mën a yor këram pour ay jinne pour jëflanteeg moom ndax yu mel nii ni ma koy waxee ci saa su ne vite fait mooy suñu phase finale macha allah ndax docteur bi tey boo yegsee rek consultation la lay njëkk a defal def perfusion macha allah daal di def yeneen ak yeneen ay comprimé yeneen ak yeneen waaye nag vite fait mën naa ne mooy opération mooy phase finale bu demee ba nga xam ne docteur bi tëna wala def na ay courte kartam ba sës day génnee li nga xam ne mooy opération la jëm ñun tam vite fait noonu la mel ci ñun kon nag vite fait ñàkk ko wóorul waaye nag borom baatu baatin baa ngi nii macha allah dara jubagu fi tuddugul sax jinne bi dafa teg tànkam ci buntu kër gi rek commencé di jaxasoo macha allah xeexul xuloowul dafa ñëw li nga xam ne mooy Thierno Moule Sow daal di ñëw di ko wax lu baax di ko tagg di ko gërëm xam na ne fii li fi nekk dafa am doole fii xam nañ li fi nekk macha allah nangul na ko xamal ne ko ne carrément boo nekk loolu li nga xam ne mooy sëriñ yaakaar naa yonent ngay doon kon nag macha allah Thierno Moule Sow waaw mi ngi noonu daal leer na. waaw yan looy wax ci loolu. waaw Ngoné am na léegi jinne bi lu mu wax léegi nee na sëriñ si nañ ñëw ci Thierno Moule mu jàngal leen waaye defe naa ne ak lu mu leen jàngal nañ nangu ne moom mayu yàlla la am te yàlla may na ko li mu koy may ba pare te dootu ko may keneen. Salou donc voilà alors vous avez entendu la réaction de ce djinn comme je le disais tantôt à l'entame de mon reportage quand elle est rentrée bien sûr dans le cabinet. Elle s'est mise à ramper. Ramper, pourquoi ramper? Parce qu'elle se dit que quand on est en face d'un grand marabout comme Thierno Moule Sow, on ne peut pas être sur ses deux pieds, sur ses deux jambes. C'est pourquoi elle reconnaît en tout cas le pouvoir spirituel, le pouvoir magique, en tout cas la force, la puissance de feu, de frappe de Thierno Moule Sow. Mais ce qui m'a émerveillé, Salou, c'est surtout l'attitude aussi de son mari. Parce que moi, je crois que quand votre épouse est dans ces conditions-là, souvent, vous ne la comprenez pas. Souvent, vous cherchez à vous débarrasser d'elle. Et ce n'est pas, en tout cas, le cas de son mari, qui a fait un témoignage aussi pour montrer combien elle a compris son épouse. Elle sait qu'il y a des réactions, ce n'est pas son épouse, mais elle est guidée par d'autres esprits, de mauvais esprits, qui parfois poussent son épouse à avoir des comportements très désagréables. Mais aussi, vous avez entendu tout de suite, ça, vous l'avez pris en cours, il a dit que la puissance de Thierno Moule Sow, le pouvoir magique de Thierno Moule Sow. Alors, au moment où le marabout venait au monde, tous les djinns ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas regarder, parce qu'il y avait un marabout qui devait descendre sur terre. Alors, ce marabout, ce n'est d'autre que Thierno Moule Sow. Elle a dit encore que si Thierno Moule Sow n'était pas marabout, certainement,
il serait un prophète Saliou. Déjà donné son nom, pas encore. Il n'a pas encore donné son nom. Bawol Fatou Ndiaye la tudd ah. Non, le nom de l'esprit. Le nom de l'esprit jinne bi moom nu mu tudd. Mokhtar voilà Mokhtar c'est le nom de Mokhtar. Okay. So ladies and gents, dear followers of TMS TV. naa fi xarit. kan mooy sa xarit. sama xarit kooku sama xarit boobu. kan la. sama xarit sa garde corps bi. ku baax la. ku am yar. Jóob Mule. Jóob waaw Jóob la. waaw ñoo ku ko formé baax ci la noonu, ku macha baax Allah. ku rafet xol. Ndeysaan. man yàlla dafa def ci man iñaanu ma. Ndeysaan boo baax macha dama Allah koy wax. macha Allah. kii dina am lu ne. Ndeysaan. da ngay yaram. gis nga boo amee yar booy tekki dalay bett. parce que jinne yu mel ni ma dañuy jékki rek ubbi sa buntu wësëki. gis nga man. soxor iñaanu ma de waaye noonu laa soxore. Iñaanoo mais noonu nga soxore. wax na dëgg nag. iñaanu ma de mais dama soxor. gis nga foo fekke ku dul tooñ. buy fayu day metti. waaw dëgg la nag dëgg la nag. waaw ku dul tooñ. buy fayu day metti de. waaw. ubbi naa ko ba ma fi ñëw ba ma waajee kër Thierno Moulé Sow boo waajee nekk taalibeem lépp luy bon moom da nga koy faras parce que moom bëggul lu bon. Thierno Moulé Sow bëggul lu bon du ànd ak ku bon. du ànd ak kuy def lu bon du ànd ak jinne bu bon. waaw ay condition fi am bon ngay bàyyi baa nga dem. ñaata at nga am. ma am ci at. du ma mag du ma xale. ñaata at nga am digg bi laa ne. dund naa ay 700 ans. 700 ans. 700 ans mooy juróom-ñaar téeméeru at. waaw 700 ans. moo tax ma ne du ma mag du ma xale. du mag du xale moo ngi ci diggante bi. nga gis ci xale bi ba dugg ko nga topp ko. comme bëggeel rek. bëggu ko rek. mu am jëkkëram. waaw mais ñun yàlla moo def ci ñun. parfois dañuy ñëw ci yow ngir jàmm sax. mais ñun doole boobu yàlla moo ñu ko jox. xam nga rek boo fiiree boo nekkee jinne bu fiir boo bëggee jigéen bu fiir yow boo fiiree rek du baax mais dama dem ba xam ne àddina amatul solo comme te nit ñi ñooy dund ay 65 ans di dee ñun ñuy dund ay 700 ans et quelque jëm kaw. wallaay wax nga dëgg ay 700 ans di dem. ñun bu ñu demee ba war a tuub nit ñi lu ñuy xaar. dëgg la de. ñun bu ñu demee ba war a bàyyi bon duñu nit ñi duñuy gis nga yàlla loo ngand bind na ku la gën a ngand. yàlla loo am doole bind na ku la ëpp doole àddina noonu la même suñu juróom mi baaraam yi da koy wane fii kenn tollawul ak sa morom. man damaa nekk jinne boo xam ne kilifa laa. sëñ bi mu ngi la doon laaj ban melokaan nga am. man melokaanu guy laa yor. melokaanu guy. waaw. benn melokaan kese nga yor wala. déedéet man bar laa. bar la. waaw. bar mboose. mu ngeen ne mboose bar mboose sama taalibe la. des fois ma nekk jaan. des fois mu nekk jaan. des fois nga nekk lan. li may nekk bëri na. bar. parfois ma nekk kàkkatar. nga nekk kàkkatar. moo tax ma bëri jikko man. waaw moo tax mu bëri jikko kàkkatar. jinne bu garaaw la. dama bëri jikko. laajal jëkkëram bi parfois. xale bi day baax goo xam ne moom da koy jaaxal. dana man kii day jékki-jékki rek firi nii. parfois man dama koy bàyyi sax mu nekk ak jëkkëram ci jàmm. ndax parfois man damay ragal yàlla. parfois da ngay ragal yàlla. waaw yow jullit nga. jullit laa damay tudd ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah. léegi. des fois dama ne kaan jógal julli su may julli mais du nangoo jóg julli. xale bu jigéen bi lu tax parfois du julli. xam nga rek ñun booy àndandoo yu bon. man léegi dama yow am moom li mu wax nii ay lan nga ciy wax. nee na xarit moom des fois yoo xamante day ne bàyyi xale bi mu baax trop nekk ak yow. ci ñoo jàmm may des fois def mu- loo ay yenn quelques yi. secondes rek la mais li muy wax koy nañ ne bàyyi sax man muy tàppee la. naqari deret moo ëpp quoi. waaw li muy naqari dal moom. dama laa moo nangul ëpp li la li muy yàlla wax jox. waaw. maa nangul daal. waaw moo tax nangu naa nekk tàppet ci seen bu kanam. nekkee kër ga yan façon jikko lay def. du ma ragal déggoo. non du du ma saaga sax tooñ mais mais des noonu la fois amee du la ko fit. ne du la faale du la nuyu. du ma wala ma tooñ wàcce mais nii sax noonu la nuyu ko amee du ma fit fay. Thierno. et sama tout ça. sëriñ du ma tudd sa tur sama sëriñ. loo ko wax mu mer. te bu bëgg naa amee xale soxla bi nga dinaa joxal ko nga baax. defal ko ko. parce que mais Thierno. du tax daal bu kontaan. day ñëw damay dee de Thierno. kon gëm nga ne bésu bañ a dee bañ a dee. kon jinne yi yéen jinne da ngeen di xalaat ne yéen da ngeen di dee. man de dama koy xalaat man moom sama bés maa ngi koy xaar. yaa ngi xalaat ne bis di ñëw di nga dee. waaw bu ma laa dugg safara nag xam naa du ma fa dugg ndax ñëw naa fi ci yow toog ci yow ndax yow say tànk ko laal sa yaram alaana safara say tànk kese. Okay, so ladies and gents, dear followers of TMS TV, you have been following us on your favorite channel,
TMS TV, the channel which is showing every time what is hidden, and you are with the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings. You see my colleagues Dwai, Aziz, and then Ngone. They have been talking in French and in Wolof. So you see then this very, young lady. She's just possessed by a jinn whose name is Mokhtar. Mokhtar then is just doing a lot of troubles to this very lady because she is just married with this, very young man. And then sometimes she's being angry after her husband, and even sometimes she's doing troubles, insulting her mother or something like that, because the jinn is really in love with her, and he doesn't want her to be in good mood with her husband. And then the jinn was even saying, the spirit was saying that he is just 700 years old and he is ready here so as to become the Taliban of Thierno Moule Sow. He was just praising Thierno Moule Sow, saying that Thierno Moule Sow is really a great man, he is a great marabout, and then that's why he's here today, to become his Taliban and to work for him. So you see that this very jinn is not coming so as to fight with Thierno Moule Sow, but he's coming just to stay here to become the Taliban of Thierno Moule Sow. He says that he's ready to be the Taliban of Thierno Moule Sow. So his name is Mokhtar, and he's 700 years old. So we'll just let the floor to Thierno Moule Sow, who will deal with this healing session. I know that it won't be so difficult because the spirit is just being the Taliban of Thierno Moule Sow. So I give the floor to the Marshal, and then he will just deal with his healing session. Jërëjëf Saliou pour ce résumé en anglais. Jërëjëf Ngone pour les commentaires. En tout cas, vous êtes en direct ici dans le cabinet bu Thierno Moule Sow pour une séance de consultation dégg nga révélation yi nga xam ne nii tey dégg nañ ko fi tey mu jib ci kii nga xam ne ni moom mooy jinne bi tey ma wax ne rek tey jinne bi ba mu commencé wax fële ca biti la woon wax ji yëpp mooy képp ku jàkkaarloog Thierno Moule Sow da ngay tekki maanaam boo doon mbër ma xam ne da nga war a tekki sa ngemb te xam ne daje ngaa koo xam ne ni tey maanaam combat du match nul da lay daan jël boo xam ne jël bu amul benn werante moo tax moom mu raam sukk ñëw ba ci kanamu sëriñ bi nag daal di fas yéene bàyyi lépp lu mu doon def jël lépp yëkkati ko jébbal ko sëriñ bi ñu bàyyi ko nag mu jàkkaarloog sëriñ ba xam fan lay mujjee ak sëriñ bi ci consultation. waaw macha allah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi vraiment dégg ngeen commentaire yi am na solo macha allah doyen Aziz Saliou Samb macha allah Ngone Dia macha allah équipe bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu macha allah ñoo ngi nuyu caméra bi Mbaye ñoo ngi lay nuyu baax di la ñaanal jàmm ak wér di nuyu Yatma Moule sécurité chef de sécurité di nuyu Diop Moule di nuyu Alseni Moule di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu di nuyu waa adduna bi yëpp di nuyu taalibe yi defe naa ne jinne bi développé na fii lu bari sax li nga xamante ne ñu bari am nañ ci ay njàngat daal ñu bari tamit comprendre nañ jinne bi lu mu wax jinne bi nag jinne bu mag la du jinne bu ndaw macha allah dund na lu ne nag dem na fu ne ci ay sëriñ waaye xam na ne fii am na lu fi yàlla def xam nga nag boo gisee nen da nga naan nen a ngi nii boo gisee jant da nga naan jant a ngi nii waaye bu ñu la nee jant a ngi nii nga ne gisuma nañ la bàyyi buñ la forcé kon nag fii yàlla moo def barke fii te yàlla moo def ci man li mu def ci man yàlla moo namm ci man lu mu namm ci man macha allah defe naa ne jinne yaa ngi fàqe fu ne di ñëw nee naa leen am na jinne yi nga xamante ne ñoo ngi ñëw ci man ñoom seen jëmm bopp la ñuy ñëw di jébbalu loolu yàgg naa ko wax gis nga moom nee na dafa bëggoon ñëw ak jëmm boppam mu jébbalu waaye dafa jaar ci xale bu jigéen bi pour mën a ñëw wax pour adduna bi dégg xam parfois jinne yi dañuy ñëw ñoom jébbalu ñoom seen jëmm pas ñu dugg si nit dañuy ñëw ñoom jébbalu loolu bëri na ay jinne yi nga xamante ne dañuy faral di ñëw di jébbalu ci man noonu ñenn ñi aussi dañuy jaar ci nit ñi pour ñëw mën a wax nit ñi dégg leen kon nag defe naa ne jinne bi wax na fi lu bari wax na ne man ba may ganu si àdduna dañoo lëndëmal seen bët ñoom bu ñu xamoon ne dinaa ñëw kon du ma ñëw parce que foog ñu faagaagal ma gis nga ñu bëri ñi nga xamante ne ay ndaw la ñu nga xamante ne yàlla am na lu mu def ci ñoom suñu waree juddu jinne yi dañuy profité faat leen ci biir seen biiru yaay wala ñu teg leen ay laago wala teg leen ay affaire wala bu ñu juddoo du ñu mën a wax wala ñu nekk ay mongol nekk ay nit ñu matadi te fekk ne ñooñu ay nit yi mat lañu woon ay nit la yi nga xamante ne macha allah ëllëg dañoo waroon présenté dañoo waroon taxawal askan bi dañoo waroon jàppale seen i njaboot yi jinne yi daal di yàq macha allah leeral na lu bari nag léegi nag lépp ñoo ngi ci séance de consultation bi léegi nag après macha allah xam naa ne dinañ waxtaan ak borom këram ñu xool naka la ñuy def pour mun a génnee jinne bi
pour daal di koy téye fi mu daal di bàyyi ndaw si am jàmm ak sëyam ndax nag gis nga borom këram amul jàmm amul salaam gis nga borom këram moo ngi sonn vraiment jinne baa ngi ruube parfois mu bàyyi ko mu nekk si jàmm parfois aussi mu dugg ko ba sonal ko ba du mun a ànd ak soxnaam normal comme ni nga ko buggee ba du mun a dund ak soxnaam nu mu war a dundee ci biir sëy yi bëri ñoo ngi tas jinne yi ñooy ruube kër yi bëri ñoo ngi tas jinne yi la entreprise yi bëri yaa ngi tas jinne yi la xarit ak xarit ñoo ngi yàqule jinne yi la jinne yi daal macha allah dañoo doy waar te dañoo yéeme te dañoo mun a dund nag calculeel moom at bu mu dund kii xam nga ne yàgg na yàgg na dund ci àdduna bi 700 ans juróom-ñaar téeméeru at xam nga ne nit bu doon dund loolu vraiment macha allah waaye nag macha allah yàlla nag dafa may ñii lii xañ ñii lii comme émission bi rek bi ñu doon wax barki Dembo Ndiaye ba Moustapha naan ma nit ak jinne kan moo ëpp valeur ma ne ko nit moo ëpp valeur jinne waaye day fekk nit ki xam boppam day fekk nit ki xam moom mooy kan ku mel ni man parce que ñenn nit ñi dañuy daw ci ginnaawu jinne yi dama bëgg nga defal ma lii dama bëgg am lii nga dem ci ay jinne seytaane bu ko defee ñu lay sas di la santaas am na ñuy joxe seen i doom ñuy joxe seen i jabar ñuy joxe seen i rakk seen mag seen i mbokk seen i xarit ñooñu wala joxe seen cër waaw wax naa ko ci émission bi barki démb waaw ñii dañuy joxe seen awra sax seen ngóora gis naa am na dëkk bi ma dem gis naa kooku dafa joxe ngóoram ñu ne ma kii dafa joxe ngóoram am na ay jabaram yi boo leen gisee ñoo ngi mel ni ñu war a mel waaye moom du góor ma ne leen lu tax ñu ne ma dafa joxe ngóoram pour am alal am na lu ne am ay jabaram am ay jongomam mais nekkul góor loolu am na benn dëkk bi ma demoon ci Guinée ñu ne ma kii macha allah dafa joxe ngóoram mënatul nekk góor ñii joxe seen benn bët ñii joxe seen loxo yi nii joxe bi nag doo joxe rek ñu dagg ko de ñoom ñoo koy jëlal seen bopp day xëy rek loxo bi am soog mu dagg wala xëy rek bët bi am problème fekk ne ñoom jël nañ ko mais yooyu yëpp baaxul mën nga am ci jinne fekk ne doo dem ci jinne shayatin yi jinne yi jullit yi tuub yi nga xamante ne comme ñu mel ni man sama jinne yi ñooñu mun nañ la ubbi sa wërsëg may la alal fekk ne duñ la laaj dara duñ la laaj yooyu ak jinne boo xam ne waaw defal nga ko lu rafet waaw comme sànq sa garde corps bi li mu ma defal nee naa ko yow waaw jour bu ma lay may doo ko yëg dëgg la jour booy tekki sax doo ko yëg dëgg la gis nga jinne xama dina de réew na de juba dina mais gis nga boo ko wanee cër booy tekki doo ko yëg jinne noonu nga war a xaar mu may la mais doo dem di jëli gis nga jinne boo jëlee ci moom benn dina jël ci fukk at mu ne la mu lay laaj ci côté boobu doonu dégg nga comme lu mu wax ci Jóob xam nga ñoom ñoo ngi ci kër gi di ma liggéeyal di ma tarbiya mooy li may wax rek tey dégg nga lu jinne bi wax moo tax ma ne ñoom tout le temps ni ñu gën a yokk góorgóorlu ci seen tekki mu ngi fii dégg nga jinne bi wax na ko parce que tey da ngay ànd ak Thierno Moule di ko guddeel di ko bëccëgal fekk naturel la ci yow dëgg la Thierno da lay fay waaye day dem ba nga xamante ne fay sax moom waaw moom dundatul fay sa diggante ak yow jàppe na la comme rakkam jàppe na la comme doomam ngeen di ànd dinaa la may xamal li ma la dinaa la may yow am na nag defeyaa bu fi nekkoon jinne may ko xaalis yéen rappelé ngeen loolu ma ne la jinne bi may na la waaye dama koy bloqué waaw am na defeyaa bu fi nekkoon jinne bi yëkkati xaalis may ko parce que kooku defeyaa la mu nekk ak man di ma suuxlu ci suuf ma ne ko jinne bi may na la de waaye boo ñëwul wax ak man du dox ñii xam nañ ko te ba tey noonu la demee parce que defeyaa la mais bu nekkee ñii nga xamante ne vraiment bëgg nañ ma loolu di ma guddeel di ma bëccëkal maa ngi ñoom bu ñuy tàggoo du demee nii foog ma am nu ma def ak ñoom du népp nag du ñu wax nag di convaincre ay nit ba muy def lu mu munul déedéet dañuy bàyyi noonu rek du ñu wax dara waaye kenn ku ne daal na xool na góorgóorlu ci góorgóorlam waaye du ñu dig nit dara wala convaincre la dara déedéet comprendre nga da ngay bàyyi nit ki lu mu am mu fekk moom moo ko amal boppam maanaam moo ko liggéeyal boppam nekkul ne dañ ko koo convaincre wala ñu kii ko man du ma doxee noonu moo tax booy ànd nitu yàlla fexeel di ko tarbiyu rek di ko liggéeyal rek te mu dëggu nag nga bañ ko fen nga bañ ko wor tamit parce que boo ko fenee wor ko
lu baax sax lu mu la yéene woon loolu du sotti loolu tamit c'est important nga bañ ko war ci benn côté ñoom vraiment ay jàmbaar lañu Jóob moom der la gis ngeen ñoom yaat ma tamit ay der lañu ay seeni parfois nag ku ñu juum kurtu karta nga jubbanti waaye ñoom ay jàmbaar lañu vraiment ni ñu góorgóorlu rek jàpp te bàyyi xam ne fii sa aduna mun na fi baax sa àllaaxira baax parce que fii kër la bi ñuy jaamoo yàlla liggéey bi ñuy def dafa metti da nga ci am yàlla am ci yonente bi am ci sa poos am ci tamit sa aduna parce que boo amee ngërëmu sëriñ bi mu yeewee la ñaanal la macha allahu kenn du la maanaam yow doo ñee kenn ku la gis dana la ñee da nga gis nag taalibe di ànd ak sëriñam après bu jóge ci sëriñam boo gisee yërëm ko dafa fekk taalibe bi dafa war sëriñam mais taalibe bi boo warul ma ne bu la sëriñ bi joxee ndox rek ne la lii kat wàccee ci lii barke rek yàlla dana ci def barke ñoom nag ay jàmbaar lañu nañu gën a góorgóorlu dégg nga lu jinne bi wax macha allah dèjà macha allah jàmbaar la yi ngeen barki Dembo Njaay xale boobu bëggoon dugg ci foos bi jinne bi bëggoon dugal ci foos bi vraiment moom ak yaat ma ñoo taxawoon moom xamul sax li ko indi foofu parce que dama ko naan Jóob nii del circuler di xool wax boobu ma ko wax nag day tax na lu bëri liy am fii day fekkee comprendre nga waaw loolu la gëm rek nag parce que affaire bi du naa fekk vraiment moom der la du wax sax moo ngi va-et-vient rek comme gars yi ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu nañu gën a góorgóorlu rek man moom li ma am naa ko ba pare déjà yàlla jox na ma teraanga jox na ma xam-xam adduna bi yëpp xam nañ ma kon man am naa li may am ba pare ñoom kay ñoo nekk ci tànk adduna ci tànk am léegi nag ñoom bu ñu góorgóorloo rek macha allah li ma am ñoom ñoo ko moom affaire bi nekkul ndey ak baay de doom bokk ndey ak baay de mun nga bokk nit ndey ak baay bu ñu tegee paaka mu rendi la mun nga bañ a bokk ak nit dara mu dund ak yow mel ni da ngeen bokk ndey ak baay waaw waaw parce que gis nañ fii ñu bëri dañoo am na ñoo xam dañoo bokk ndey ak baay bu ñu la buggee rey la buñ la munee faagaagal la mun nga bañ a bokk ak nit dara ngeen gisante rek mbëggeel am seen diggante ngeen bëggante yërmande am te boobu sax loolu dafa bari gën a góorgóorlu rek bañ a war bañ a fen bañ a war waaw loolu moom boo ko defee fii buntu àdduna la fii lépp fi nekk fii lépp a nekk fii àdduna moo fi nekk ndax àdduna bi lan la na nga gudd fan na nga am wér na nga am alal na nga jaamu yàlla loolu de mooy àdduna n'est-ce pas àdduna bi loolu la yàlla daf ñoo bind pour ñu jaamu ko pour ñu liggéey ñu jaamu ko maanaam ñu am ci oto yu baax yi am ci kër yu baax yi am ci soxna yi di jaamu yàlla bu baax di julli di woor di tukki di dem màkk di dem loolu mooy àdduna kon nag jinne bi leeral na ko yal na yàlla defal leen jàmm bañ a fen baaxul bañ a vol de confiance loolu baaxul maanaam ma am ci yow confiance nga def vol de confiance loolu baaxul waaw yal nañu yàlla musal ci loolu dëgg macha allah léegi nag moo ngi guddi dañuy tënk rek ak jinne bi après ñu daal di résumé léegi nag dañuy teel a ñëw pour nit ñi ñëw dañuy teel a xëy si sëriñ bi désolé day teel a ñëw léegi waaw léegi dootuma gontu damay xëy waaw kon na nit ñi di teel a xëy di ñëw incha allahu ne leen 8 heures di fekk ci kër gi maximum 10 heures 11 heures incha allah yàlla dinañu indi ci kër gi ñu tàmbali liggéey bi parce que parfois jinne yi daanu jël temps moo tax ngoon gi am na ñu bëri ñu ñëwoon ñu ne leen nañu dem ba ëllëg ñu teel a xëy ñëw aussi képp ku guddee ñëw tamit bu ñu la waxee na nga dem bul mer nga xamante ne programme moo changé parce que liggéey bi tamit dafa métti moo tax léegi damay bëgg ñuy xëy bu ñu xëyee ñu nekk ci waar bi su ma xëyee du ma añ ba ma wàcc ma daal di añ kon xam nga ne man tamit jàmbaar laa nii yéen ñëpp añ ngeen man añuma te instant bi presque 20 heures léegi mu jot dinaa bu ma xëyee ak yéen dinaa nekk ak yéen ba guddi ma wàcc ndànk ñibbi macha allah leer. waaw mbokku téléspectateurs yi defe naa ne loolu occasion la pour sëriñ bi aussi mu lancer un message d'encouragement mais tamit lancer un message tamit boo xam ne mu neex na message ñaaxaat la
ak renouveler aussi sa confiance ci personnel bi nga xam ne nii ñoom ñoo koy gunge ci liggéey bi mu cité leen nommément Diop nekk vraiment ci sécurité bi moom tamit am ci taxawaay Yatma tamit dégg nga mu tudd Alseyni ak ñeneen ñi nga xam ne aussi ñu ngi koy gunge mu wax leen ne leen bu leen yàkkamti parce que vous avez toute ma confiance xëy na nag ay nit bu ñu àndee léeg-léeg mu am ay jàdd waaye loolu yëpp ci kaw maanaam waxtaan la ak compréhension ak aussi ñu ànd ci kaw dëgg nee na nag bu ñu yàkkamti maanaam bu ñu yàkkamti parce que nag defe naa ne nit bu fekkee ne da ngay ànd ak moom te xam nga ne ànd bi yow njëriñ rek moom moo ci lalu defe naa ne waruloo yàkkamti parce que moom lépp lu mu am rek incha allahu rabbi nee na du pour moom fas yéene na ko bokk ak yéen te defe naa ne loolu message la boo xam ne nii keroog wax na ko ci kër ga keroog aussi waxaat na ko fi tey encore mu renouveler war te defe naa ne sëriñ bi bu wax dañ koy déglu wax li muy wax daf koy génne ci xolam muy loo xam ne lu dëggu la ci moom. man moom bu may wax. waaw damay wax li ne sama xol. dëgg la man jëw du ma fen. doo yóbbante du ma ràmbaaj du ma yóbbante. dëgg la. macha allah doguma la doyen. Yatma tamit jàmbaar la. ñoom ñëpp nag Alseyni moo leen jiitu fii. dëgg la waaye ñoom it ba ñu ñëwee yàquñu ci dara. dañoo ñëw appliqué Yatma man bu ma tëddul. du tëdd. te bu ma tëddee. lay doog a tëdd. ba pare teel a jóg. xam nga ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu vraiment ay xale lañu. Alseyni tamit jàmbaar la guerrier la waaye parfois mu def erreur. mu jubbanti ko. waaw erreur yooyu nag mën na ñàkk. parce que man je suis naturel je suis unique je suis direct. waaw ngeen gën a góorgóorlu gën a nekk jàmbaar ndax man am naa li may am ba pare ndax nag am naa tur. am naa xam-xam am naa baatin. vraiment maa ngi def di jindi ñi ñaa ngi gis. yéen nag da ngeen ànd ak man di liggéey ma leen daan fay. dem na ba ma yokkal leen yokkalaat kon day dem ba nga xamante ne fay sax dootul amati. dëgg la li fi nekk yéen a koy moom waaye ak ci kaw dëggu nag. waaw ci kaw dëggu vraiment ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen. Alseyni sant naa ko gërëm naa ko Yatma Diop ak yéen tamit. yéen ñi mujjee ñëw yàqoo leen ci dara. jërëjëf parce que amoon na ñu fi nekkoon vraiment dem ba ci digg bi di def affaire saytaane ak yooyu. yàlla jëlee na leen fi. jóge nañ fi. teewul kër gaa ngi dox kër gaa ngi dund. kon nag ñu ànd ñu bokk ndey ñu bokk baay ndax nag fii géej la kenn ku ne mun nga ci tànk mun nga ci naan mun nga ci lekk mun nga ci sangu te du jeex waaw dégg ngeen fii géej la géej moo nekk fi. kon nag doyen macha allah ñu daal di tënk rek. kon nag téléspectateurs yi ñuy suivre sur la TMS TV. ñu bàyyi nag sëriñ bi moom tamit ak li nga xam ne nii tey mu ngi ko jàkkaarloo ak jinne bi li dara ratewu leen dara nag ngoone ci li nga xam ne nii maanaam depuis ci salle bi la woon salon d'attente bi ba ni mu raame ba ni mu dugg see témoignage yu borom këram dégg nañ ko moom tamit li mu wax dégg nañ ko ak at yi nga xam ne nii am na ko ak li nga xam ne nii wax dëgg yàlla bëgg na tey sëriñ bi tey maanaam yëkkati léppam ne am sëriñ bi yaa ngi noonu yow laa gëm tey yow laa gëm ëllëg te yow laay gëm dama bëgg vraiment nga jàppale ma nag may def lu baax ñëw di la nekk sa taalibe di la guddil di la bëccëgal te defe naa ne sëriñ bi moom façon yi rek loolu la bëgg man nag dama gis nag sëriñ bi nag wax dëgg yàlla bu njëkk ba dafa doon wax naan kaay ma tuubal la nga tudd baatu seede yi waaye moom defe naa ne moom sax moom mu ngi tudd baatu seede nee na kay xanaa julli da waaye léeg-léeg nag jikko kii moo koy dugal rek ba nga xam ne muy def naka su dul noonu waaye wax dëgg yàlla sëñ bi loolu war nga ko ci jàpp ah waa àndandoo dégg nee na nga ne àndandoo ñoo koy def. ñoo ko def ma leen bàyyi ñu ne man tàppeet laa. ñu ne man tàppeet laa ndax dama ñëw nangul ci nu mu lay saw. ndaxte ñoom diggoon nañ ma fi ay dóor ñoom jinne yi ñoom ñooñu. ñoom sama àndandoo yooyu noonu. diggoon nañ ne ma jour bu ma ñëwee fi nañ ma rey. waaw jinne bi nag dégg ngeen àndandoo xam nga àndandoo bu bon day wàlle dëkkandoo. day wàlle. dëgg la boo amee àndandoo moo tax booy ànd na nga ànd ak ku baax. laaj na jëkkëram. jéem nañ ma téye ba sonn pour ma bañ a dem. waaw. nga fippu. ma fippu. waxuma foofu du boobu ñi may àndal nit ku nekk am nga ay xarit. yow jinne wala yow nit. man jinne man Muktaar. léegi nag waxtaan bi yëpp jinne bi wax na ne waaye tamit fu mu nekk nii jinne bi nangu na mais nag foog ma waxtaan ak tamit jëkkëru xale bu góor jigéen bi foog ma waxtaan ak jëkkëram pour nag addiya bu mu war a joxe parce que tamit jinne bi nangu na nekk taalibe waaye tamit du noonu laa koy génne be tamit pour mu leer ci ñiy seetaan moom bëgg na ma nekk na sama taalibe nekk naa ko bu waaye tamit
foog ma waxtaan ak borom kër xale bu jigéen bi ndax dafa war a def addiya pour ma génnee jinne bi su ma génnee jinne bi nag am yu man tamit yu may def fii ay sarax yu may def loolu tamit dafa pour mu leer pour ñiy seetaan xam ne xam nga moom mii jinne bi nangu na waaye Aljuma. tamit jëkkëram waxtaanaguma ak xam moom nga ci prix bésu bi aljuma waaw bésu aljuma waaw dafa sell waaw gis nga bésu aljuma li ci yàlla tënk yépp am na ñun ci jinne yi xamuñu ko sunu xam-xam àggu fa mu tax man dama bëgg boo may génn ci xale bi na doon bésu aljuma bisu aljuma ma set wecc nag jinne baa ngi moo ngi delloo avance de pare naa pare naa man xam naa ne Thierno mbër la de mbër boobu tey xooluma ko waaw boobu ba tey de jinne bi xooluma xam nga nag bëri na jinne yu dugg duñu ma xool jinne yi amul yu fit yi ñoo may jéem a xool waaye gis nga fu may mujjee ak ñoom ndox du fa am xam nga sànq war naa ko jinne bi toogoon fii mu nekk fi di ngandul naan ñu ko yow dalal sa nganduru bi yëpp sëriñ bee nekk ci biir rek nga nekk fi di tiital gumbu yi naan boo fi yëngatoo mooy foofu maa lay dóor ba nga xam rapidement rek ma ne ko boo fi yëngatoo maa lay dóor ba nga xam ma ne ko man liggéey bi léegi laa koy tàmbali waaw parce que man du ma jour bu ma ñëwee nekk taalibe Thierno ci nga koy commencé liggéeyal. commencé naa ko sànq ci moom gisoo sànq ni ma ko taxawoo ma ko taxawu nga ñëw engagé ko. ko maa ngi xaar ba nga jog fi nga ne ko ma ne ko yow sa maam Thierno ko man waxuma la yow tuut nga sa maam laa la wax boo fi jógee tey yii di nga xam ne sëriñ sa du la jot man maa lay dóor ba nga xam mu ne pat fi mu toog ma ne ko da ngay dof sa doole tey dina la réer nee naa ko man maa la ëpp doole man maa ko ëpp doole salaam maa ko ëpp doole na toog jinne baa ngi noonu jinne boobu lay wax bu ci ginnaawam xam ngeen ne kii génne naa ci moom ay jinne yu bari tooni génne naa ci moom tooni jabaru tooni ak papay tooni wala yaayu tooni papam dégg ko muy léemu yow koy léemu defal ni man lay léemu dangaa dof bay léemu léemu ma maa lay dóor ba nga xam Baye Niass lay tudd Baye Niass ndax xale bi taalibe Baye Niass la waaw te Baye man lay xaar bu ma génnee rek mu tëj bunt bi kenn dootu ko dugati benn jinne dootu ko dugati yow lu tax nga dugg ko tey man dama des si tànkay dañ doon génn keroog yow la kan man la yaay tooni yow la yaayu tooni man la yaay tooni des si tànkay laa cangoom mënuma génn waaw yow la yaayu tooni ana doom yi doom yi génn nañ siix yi génn nañ ak papa ji ñoom ñoo génn mu des man waaw xam nga keroog wax naa la waaw papa ji ak doom ji léegi yaay ji moom moo desoon yaay ji moo des waaw kese des man kese des fu mu nekk léegi nii yaay ji nag Mawlana ci yaram Cheikh bi la Ibrahima nekkoon defe Niass naa ne mooy papa ji laa doon waxal keroog ah keroog papa ji laa doon waxal léegi yow rek yaa des man rek maa des te bu ma génnee rek seexal lislaam tëj bunt bi Baye Niass ma koy sàppal xale bi taalibe Baye Niass la xale bi taalibe Baye siikarkat la woon da doon siikar Gambia dafa doon waaye sikar ñun ñoo tax mu bàyyi dem dayra yéen jinne yi ñun junne ñoo tax mu bàyyi dem dayra dafa daan siikar fay toog table di siikar téye mic di siikar waaw sànq nee naa fële ci biti ñun jinne yi duñu topp ku salte duñu topp ku bon dëgg la duñu topp koo xamante ne iblis moom na ko ba pare duñu topp nit ñu baax ñi ñi xamante ne ñu ngi ci sajaada yi toog di julli ñi nga xamante ne ñu ngi tudd yàlla ñun jinne yi ñoo lañu soxla waaye nag dañ tubaab bi naan peine perdue moo ñu dal jàkkaarloo ak man noo tudd yow Juwaana ah Juwaana laa tudd Jowaana waaw yow ñaataat nga am téeméeri junne at barki démb kooku ñaataat la waxoon fii papa ñaar téeméer waaw sama jëkkër ñaar téeméeri junne at la am man Yow- téeméeri junne at la am ah téeméeri junni at nga am barki démb kooku laa tuubal papa ji moom laa tuubal fii génnee ko waaw léegi kon ñu tuubal la rapidement waxal ashhadu an laa ilaha illallah asadu an laa ilaha wa illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah wa asadu anna muhammada rasulullah abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu bés ni ki tey bés ni ki tey tuub naa tuub naa dugg naa ci diine lislaam dugg naa ci diine lislaam ñas
ñas yow li ngay wax ñas lan moo tax ngeen gàllankoor kii ci daayira yi ñas xam nga ne yow naa fekk nga ñas muy dem di ci daayira ngeen arrêté ko daayira bi nga naan ay ñas man ayoo ma ko jinne daayira bi defe yaa la ayoo ma ko kan moo ko daayira aaye daayira Tony moo ko duggoon moom ak Fat Ba ñoo complot loolu ñun seen xeex la woon moom ak Fat Ba man ayoo ma ko daayira aayoo ko daayira déedéet man musuma ko aaye daayira xam ngeen ne xale bu jigéen bi taalibe Baay Ñas la génne naa ci moom Tony ak jabaru Tony ak papay Tony ak ay doomu Tony tamit doomu papay Tony ak kii léegi yow kii rek moo des man rek a des yow kese yaa des man kese maa des waaw dama man xam naa yow kese yaa des ak kan ak kan ak kan man kenn rek a des mbokk yi gis ngeen jinne bi léegi tóob na dama koy jox tur xale bu jigéen bi dafa daan dem ay daayira léegi arrêté tere nañ ko dem daayira est-ce que moom ba mu jógee fii moo ngi doon dem daayira walla déedéet demul daayira booba tey kii bu déggaan dayra allah bi da koy topp ba ci kër dayra gi mu toog waaye léegi bu déggee dayra sax day toog rek mën naa toog ci kër gi rek di sikkar rek waaye du dem loolu ñan ñoo ko tere woon loolu Tony moo ko def Tony moom ak Fatou Bax ñoo ko def Tony mooy jinne bi ma njëkk a jàpp waaw Tony xam na ne bu xale bi demee toog ci taabuli dayra rek du bàcc moom Tony mooy jinne bi ma njëkk a jàpp Faat Ba mooy dëmm boobu complot woon ak Tony ba jox ko boppam n'est-ce pas waaw moom la ok léegi nag kon bu ñu génnee jinne bi moom dina continuer di demaat ay daayira waaw léegi nag kon mbokku julliti mbokku taalibe yi ñu daal di génnee jinne bi ñu jox ko tur rapidement nga ne noo tudd Juwaana yow ban melukaan nga yor gaynde jinne bi nee na melukaanu gaynde la yor mbokk yi gis ngeen jinne bi walla kaana la nee na moo des ci tànk bi nee na moom kese nag moo des beneen jinne bi nee na desul parce que jinne parfois duñu la wax yépp mun nañ la wax ne man rek maa des fekk na beneen jinne ngi foofu waaw léegi nag kon ñu fexe génnee ko léegi ma daal di koy jox tur am na sama morom yu mën a fen nee na am na ay moromam yi mën a fen léegi nag léegi maa ngi ko bëgg a jox tur ban tur laa koy jox rapidement parce que moo ngi commencé guddi pour ñu xool ni ñuy wàccee boobu kay jeex na xul walla ahadu bi jeexoon na mule yi defe naa ne bari woon na de bindoon nañ ko mule yi bari woon na mbokk yi waaw Mariama Niass mooy kii gaañu Zeyda Mariama Niass waaw ñu tuddee ko Zeyda Mariama Niass ndeysaan mu nekk jigéen ju baax jigéen ji nga xamante ne léppam alxuraan la di doom ci Baay Niass macha allahu léegi nag ñu tuddee ko Zeyda Mariama Niass Mule moom moo wàññeeku yàggul macha allah kon nag jinne bi tuddee nañ la Zeyda Mariama Niass di doom ci Baay Niass di nuyu nag waa Kaolack waa Medina Baye di nuyu Cheikh Baye di nuyu ñëpp macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di nuyu kilifa diine kilifa aada yi xam ngeen ne macha allah Baay Niass am na fi ay torondoo jinne waa Tiwaawoon aussi am nañ fi ay torondoo jinne waa Touba kilifa yu bari tuddee naa leen ay jinne
léegi nag tuddee nañ ko Zeyda Mariama Niass Moulé kon nag mbokk yi jinne baa ngi ñoo ngi ko jox tur boobu mu gaaw mu génn noo tudd léegi. Zeyda Mariama Niass Moulé. nee na Zeyda Mariama Niass léegi yow boo génnee ci xale bi dina dem daayira waaw. nee na xale bi dafa daan dem daayira waaw Zikarkat la woon. nee na zikarkat la woon léegi nag jinne yaltu kon génnal mu gaaw amuñu temps ñoom nag jotoon nañ joxe addiya mais xam nga li ñuy wax nit ñi soo joxee tant que parewuñu ci yow du ñu tëj suñu paree ak yow nag ba ñaanal la ba pare ba ñu tàggoo nag nga dem pare nañ ci yow moom gis nga ba mu commencé jinne yi jeexuñu ñoo ngi génnee rek bu demee nag ba ñu pare ci moom ak jinne yi bu jeexee nag nit ki day daal di dem yoonam dem bu demee nag bu toogee ay at ñëwaat bu dee daf feebar day defaat consultation waaye boo ñu joxee sa xaalis tant que parewuñu du ñu la bàyyi nga dem bu dara yëngoo rek dinañ dindi loolu tout le temps ñu wax ko tamit ci contrat yi waaw kay mu gaaw génnal Zeyda Mariama Niass Moulé Chers internautes, chers téléspectateurs, donc vous nous suivez toujours sur la télé. Et la télévision qui montre ce qui est caché. Donc cette demoiselle que vous voyez, vous la reconnaissez certainement. Elle est accompagnée par sa maman. Elle vient de la Gambie. Elle vient ici depuis presque plus de 2 mois. Et donc quand elle venait en premier lieu, elle était possédée par un esprit qui s'appelait Tony. Tony donc qui s'était mis tout simplement en collaboration avec Fatou, tout simplement pour posséder cette fille et donc l'empêcher de vivre donc correctement. Et le Khalif général des djinns avait réussi à sortir donc Tony de son corps. Et par la suite, il y avait le papa de Tony. Ensuite, il y avait aussi les fils du papa de Tony. Et là, aujourd'hui, donc c'est donc la maman de Tony qui se présente, qui s'appelait Johanna. Mais Johanna a été convertie en l'islam par le Khalif général des djinns, qui lui a donné le nom de Zeyda Mariama Niass, donc vous connaissez très bien, qui était vraiment érudit et qui vraiment aimait l'islam et le Coran. Donc le djinn, l'esprit a pu révéler plein de choses que vraiment cette demoiselle aimait tout simplement aller au niveau donc des daïras. C'est juste une talibé Niassène, mais c'est Tony qui l'empêchait donc tout simplement de partir là-bas. Maintenant, le Khalif général des djinns est en train de faire sortir l'esprit du corps de la demoiselle pour qu'elle puisse au moins reprendre sa vie correctement et pouvoir tout simplement aller dans les daïras et vivre comme ça se doit. Maintenant, on ne sait pas exactement si c'est le dernier esprit. De toute façon, l'esprit a dit qu'il était le dernier. On verra bien. Le marabout est en train donc de sortir l'esprit et pouvoir donc c'est ça, ce qui va se passer donc après. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel. You're just following us on TMS TV, your favorite channel every time, and then you must recognize this very lady coming from Gambia who is accompanied by her mother, and then she has been being possessed by a jinn whose name was Tony. Tony has been just being in just partnership with some like Fatou, and then they were trying to disturb this very lady, and then the marshal did his best to make out that spirit whose name was Tony, and then he just also made out the father of Tony and even the son of the father of Tony. And then today we're having another jinn whose name was Joanna, the mother of Tony. Joanna has been converted to Islam by the Khalif General of the jinn, who has taken her out from the body of this very lady right now. He has just converted her and has given her the name of Zeyda Mariam Niass, that who is living in Kaolack. This very lady, is just a Taliban of Niassène, and Tony was preventing her from going to Daira. So right now she's feeling better because the spirit is out. So I will just ask her some question and see how she's feeling exactly. Alors naka ngay sentir sa yaram? Sama yaram bi léegi sant yàlla bu baax a baax, sentiruma dara. Waaw. Sentiruma dara léegi. Lan nga doon sentir avant? Suma biir yaram bi moo doon lox. Ba pare suma dina bi ndax photo bi dama ko dugaloon suma biir yaram bi si biir boobu laa ko dugal mu tab nii. Léegi bi mu tabee nii nag dina ma gis dina bi moo tobee laa xam ne am na jinne bu des si man. Waaw dina bi doon topp di métti si biir boobu ma fekk si moto mais bañ àgg si kër gi si la ma daaneel nem si la ma yaa ji ne man maa des waaye photo bi nga teg sa fii sonal na ma suma fii mu ngi métti si laa xam ne moom la
dem la ma cag si tànkay bi gars yi doon génn waaw. yow kañ nga gëj a dem daayira. man géej naa dem daayira te géej naa ay daayira tamit géej naa dem daayira torop mais suñ kër daayira du fa daan géej daayira du daan géej suma kër yaay suma kër papa waaye xaw ma kañ laa gëj a am daayira ndax suma mbokki taalibe ak ñi nga xam ne ñoo ma jàngal siikar saa su ne dañ may woo kañ dem daayira dañuy tray ba sonn duma mën a dem. yow lu tax doo doon mën a dem lan la da nga doon diis wala lan la lu tax doo doon mën a dem. damay bëgg a dem damay plan pour dem dafa mel ni tamit toogal bul dem ma toog waaw yaa ngi wedda saa su ne yaa ngi wedda salaatul fatiha la yaa ngi laasim looy dem toogal rek nga jàpp sa wedda bi waaw. d'accord ginnaaw bi nga xam ne sëriñ bi génnee na jinne bi nga xam ne moo desoon ci yow comme ni nga ko waxee ngay sentir sa yaram muy woyof lan ngay wax ci moom. maa ngi koy gërëm di ko sant te bàyyi ko yàlla ndax moom kenn mënu ko fay dañ ko bàyyi yàlla rek mu fayal ko waaw kenn mënu ko fay macha allah. donc mère yow mi ànd ak sa doom defe naa yàgg ngeen fi di ñëw depuis presque 2 mois donc yaa ngi gis liggéeyu sëñ bi depuis booba mu ngi ñëw muy génne ay jinne Gàmbi la jóge donc depuis longtemps ñu ngi fiy ñëw alors lan ngay wax ci liggéey sëñ bi ak lan ngay témoigner par rapport ak moom ni mu doon sentir këram. ok damay sant yàlla di gërëm yàlla suñu borom bi di gërëm Thierno Moule tey wax alhamdulilahi rabi alamin alhamdulilahi rabi alamin alhamdulilahi rabi alamin di gannaaw yàlla suñu borom bi man fi ma Thierno taxaw sax mënuma faa xam waaw dama koy bàyyee yàlla buur bu mag bi rek mu fayal ñu ko waaw. ndax bi mu commencé di faju ba léegi yaa ngi gis changement ci moom par rapport ak bu njëkk. ma ne fu mu ne nii kay mënuma wax dara man ñi may digtal fii am na genn wàll gi ñëw fii dama leen di digtal fii ñu ñëw waaw. waaw dama leen di bindal tur bi bindal leen adresse bi dañuy ñëw ne ma ñëw naa waaye damay delluwaat waaw loolu man mun naa koo waat waaw ñu bëree de ñëw fii ñu bëree may laajte di man fi may liggéey dafa yaatu waaye dañ koy gis sax ne ma gis naa la yaa Ndeye Aram ma ne leen waaw kooku fu mu nekk ma bindal la adresse bi yëpp jox la waaw lu koy maa ngi sant yàlla rek waaw te bàyyee kenn. Donc je pense doyen Aziz si vous avez quelque chose à ajouter. xanaa comme ni ko suñu mbokk yi waxee rek parce que ñii suñu mbokk lañ keroog gis nga bi ma témoignage bi ma def ma ne kii Ndeye Aram sama tante lañ ko tuddee du dëgg kon nag defe naa ne dañuy santaat yàlla di gërëm sëriñ bi di ko féliciter aussi parce que nag defe naa ne performance bi bu ko doomu aadama defee dañ ko war a féliciter d'abord du dëgg. alors di wax ne sëriñ bi maanaam tey won na nit ñi pourquoi mu choisir am une télévision buy accompagner performance yi muy def parce que nag Olof Njaay def ne ngoone lu ne fàng kenn du ko jeex tey gis ngeen consultation yi direct traitement yi ñu jël patient yi avant ñuy ñëw bu ñu leen di consulter ñu jël leen sax après bu fekkee ne ni sëriñ bi pare na ak ñoom te defe naa ne xale bu jigéen bii nga xam ne ni tey jinne bu am 700 ans moo ko toppoon juróom-ñaar téeméeri at vraiment dégg ngeen li ñuy wax yëpp liñ naan nettali ci làmmiñu borom kon nag di leen ñaanal yàlla rek ngeen delluwaat Banjul ci jàmm ngeen fekk fa jàmm bàyyi fa jàmm. Vraiment tamit sëriñ bi moom tamit yàlla gën a dëgëral taxawaayam comme ni ko jinne ji waxee léegi nee na kii bi muy ñëw di gane si àdduna jinne yëpp dañoo muur seen bët ndax buñ ko gisoon xëj na amaana du ñëw waaye nag yàlla defe naa ne bu ne lii dina am parce que mooy kun borom kun bu ne lii dina am ala kulli leen kenn mënu koo tere ba mu am dem na ba ne sax bu nekkuloon marabu macha allah dina doon ki nga xam ne moom mooy yonent waaye nag sànq tamit nee na nañ indi marabu yi mu jàngal leen waaye ma ne nag sëriñ bi da wax dëgg yàlla xam naa loolu dina ko baaxee waaye nag am na loo xam ne yàlla moo ko def ci moom waaw yàlla nag am na loo xam ne bu ko defee ci yow da nga koy sante yàlla te tout le temps gis ngeen ko bu ñëw di wàcc oto bi sax maanaam si ñu allahu lay def loolu mooy wane ne moom lépp loo xam ne ni da yàlla baaxee na ko dafay delloo njukkal suñu borom bi te defe naa loolu lu am solo la donc tey pour le moment loolu lañ leen indiloon en direct ngeen vivre ko fii depuis le cabinet de Thierno Moulay Sow muy lancé waat appel un message ñun ñi nga xam ne ni xëy na yàgguñ ci kër gi tamit gis nañ taxawaay ñi nga xam ñoom ñooy les collaborateurs directs du marabout parce que man tax du ma wax ay employés mais ay collaborateurs laa lañuy wax parce que collaborateur mooy ki nga xam ne ni saa boo na ko jógal mu jóg
mu naaj tàng wala lu mu guddi boo na ko jógul mu jóg donc mu leen di ñaanal yàlla yéen tamit vraiment di leen gën a encouragé tamit ci seen taxawaay nag te li mu leen di wax nee na bu leen yàkkamti incha allah rabbi parce que lépp lu mu am rek fas yéene na ko bokk ak yéen damay wax ne nag sëriñ moom ku yàkkamti doo mun a ànd ak moom te yàlla defal na ko loo xam ne ni tey boo narul ànd ak moom di nga def loo xam ne da ngay dem soo naree ànd ak moom nag di ngay def loo xam ne da ngay toog ànd ak moom incha allah rabbi sëriñ bi. macha allah doyen jërëjëf ci kàddu yi jërëjëf Saliou Samb équipe bi ñoo ngi nii dégg ngeen kàddu yi rafet na gis ngeen jinne bi tuubal nañ ko tuddee nañ ko Zeyda Mariama Niass moom mi wàcc liggéey barki Dembo Ndiaye yàggul moom la ñu tuddee jinne bi nag macha allah nee na moom moo desoon ci xale bi nag génne nañ Tony ak jabaram génne nañ aussi jinne bi ak jëkkëram ak ay seeni doom kon nag macha allah daanaka génne nañ ci moom jinne yu bari war dina mun a dem ay presque 7 waaw juróom-benn waaw juróom-benn jinne ñoom nag Gambie lañ jóge vraiment ñëw fii ñu dimbali leen defe naa ne bi mooy juróom-benn jinne bu ma génnee ci moom macha allah seen benn mbokk lañ fi dajaloon kooku moo ngi jóge woon bitim réew ñu ñëw fi macha allah yàlla def ñu dimbali ko kon nag dañuy sant yàlla bu baax julli ci yonente bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp defe naa ne gis ngeen kilifa yi chaque jour ñu tuddee leen ay jinne macha allah moom nag daan na dem daayira daan na dem xadara ak yooyu waaye jinne ñoo ko bloqué gis ngeen jinne bi sànq ba mu ko waxee ma ne ko yow yaa ngi koy wax bàyyi rek fekk ne yéen a ko bloqué mu ne du moom doomam moom mooy Tony ak benn dëmm ñoo kompaloo ba bloqué pour bu mu dem daayira defe naa ne nag kon dina mën a dem daayira di sikar turu yàlla ak yonente bi macha allah kon nag vraiment mun nañ jóg ñu dem kii tamit gis ngeen lu jinne bi wax jinne bi nag moom génnagul dafa calme ni mais génnul demul de waaw kay léegi nag après ñu wax ak borom këram bu ñu tënkee nag après ñu xoola léegi nag ñoom seen consultation sax matul woon léegi dañuy dem indi ko suñu ko indee nag après ñu wax leen naka lañ koy fajee pour ñu génnee jinne bi pour yéen ñiy laaj ci ana suivi bi parfois ngeen gis commencement vidéo doo leen gis fin bi ngeen xam ne du si ñun jinne bu ñëwee dañuy wax ak yow li ñu war a wax ak yow ñëpp di seetaan bu ko defee nag après mbokk yi bu ñu nee dañuy dem uti xaalis pour ñëw dañ leen di xaar suñu ñëwee ñu génnee jinne bi bu ñu ñëwul nag ci ñoom la waaye déjà ñun def nañ consultation ba jinne bi nit ñi xam nañ lan moo tax mu topp xale bi ba jinne bi waxloo nañ ko ba mu wax ba mbokkam yi xam ba ñëpp xam après nag ñu xaar leen ñoom bu ñu retourné nag ñëw def li war ñun tamit ñu daal di génnee jinne bi nag actuellement dañul ci xale bi ndax génnee guma ko moom la ñuy xaar bu indee njëgu consultation bi déjà c'est la première fois sax ñu kii nit te joxewul consultation waaye nee na mu ngi koy indi léegi bu ko indi jee après nag ñu waxtaan nan la ñuy génnee jinne bi d'accord aha dégg nga du benn jinne tamit aha lu jinne boo xamante ne déjà leer na parfois nit ñëw fii rek am na beneen jinne yaakaar ne jinne bi génn na waaw te joxewul man maa ci nangu ne Thierno Moulé Sow mbër la mais ñoom ñi si des keneen du ñu wax léegi ñoom bu ñu waxul rek ñu jaarloo leen fu ñuy jaarloo ñoom ñi ci wax jinne yi ñoom ñi si des kenn ki moo ne ma yow boo demee ci Thierno Moulé Sow dinaa la rey waaw xam nga parfois ñun mën nañu nekk ci yërmande gi di xeex waaw mooy faral parfois nit ki jékki-jékki rek ni daan commencé nga yaakaar dafa daanu noonu déedéet ñu ñooy daana ci yaram léegi moom nag nee na bu ma demee ci Thierno Moulé na ma rey mënalu ma dara man su wuññee Thierno Moulé Sow mën na ma defal loo xamante ne ñoom duñ ma gis man xam naa loolu. boo fi ñëwee moom duñ la rey buñ la génnewee moom jinne duñ mun si yow dara. mënatuñu ci man dara. ah bu ma ko bàyyee ak moom loolu nag xaw ma ci dara de. nga ne su ko bàyyee. su ko bàyyee nii mu dem te génne ko laa wax. yow démb gis nga nit day wax. waaw. nit day wax lu enu maana. waaw. gis nga ñun. boo ñu génnee te amoo musulaay ci sa bopp. dañuy retourné wu ci yow. mais kii mënuñu loolu ci moom mais loolu dafa war. jinne boo ko fajee yow da ngaa war a ut ay sarax te sarax bi ci xaalis bi lay génn. jinne bi mooy wax lii de
xam nga ne jinne bi ñu àndal sax mooy wax lii parce que loolu moo waral ma lay laaj ci xaalis parce que tamit man ma yor njaboot yor ay ambulant vraiment jinne yi bu ma leen génnee ci nit ñi bàyyi leen fii du ma leen jox ñu lekk ak ñu naan loolu baaxul. dañuy venger wu bu yàggee dañuy génn loolu baaxul. léegi nag moo waral. xaalis boobu du fay. du fay. xam nga lan la. jinne mooy wax de. xaalis boobu yow jinne si nit daa am fay. amul fay. la xaalis boobu lan la. yow aaratoo sa bopp de yow am nga kaaraange yàlla ba pare. yow ñii nga topp nii ngay aar. mais yow mii yow boo génnoon fii dox ba Mali laa la wax. jinne yi dañ lay escorter comme président. waaw dëgg la de. topp ca gannaaw. Thierno Moule doomu aadama yi nag du ñu gis. waaye day fekk jinne yaa ngi ma topp. kay kii fu mu génne jinne nga koy tarbiyu. yow jinne dañuy yor kurus di wér sa tur bi. waaw. jinne yi xam nga ne kon nag jinne bu demee bay wirdu Thierno Moule. moo tax ma ne ku ci bëgg muuslaay ci sa néeg jëlal turu Thierno Moule bunte ko ci buntu néeg. macha allah. mbokk defe naa leer na wala. waaw defe naa ne li ñu fi dégg moom lu leer naññ la sëriñ bi dafa war a joxanteeg ñoom rendez-vous pour ñu mun a ñëw mu commencer liggéey bi. waaw kay. parce que nag wax dëgg yàlla bët du yenu waaye xam na lu bopp attan. parce que sëriñ bi ku ko gis ni muy dundee. ak ñi nga xam ne ni gannaaw yàlla ak yonent bi dañ am yaakaar ci moom bari na charge d'abord ci fonctionnement am bari na aussi tamit loo xam ne daf ko warloo jinne parce que dañu dégg tout le temps mu di ko wax tey ñu teg suñ bët jinne doo ko génne bàyyi ko mu dem parce que jinne boo ko génne da nga koy tuubal boo ko tuubalee daf lay liggéeyal te wax dëgg yàlla ku lay liggéeyal da nga ko dundal parce que dafa am loo xam dafa warloo jinne yi keroog rek gis ngeen fii ay xar ak béy fii vraiment ci suñ kanam loolu yëpp muy loo xam ne nii daf koy jox jinne yi parce que tamit dañu am c'était ay être lañ dañu am droit dundu du dëgg parce que doo jël nit génnee ko ba pare sànni ko déedéet moom du def loolu parce que julli du def loolu kon nag c'est des êtres qui ont droit de vivre te loolu moom il en est conscient c'est pourquoi tamit wax dëgg yàlla ne gaa moom dégg ngeen jinne ji li wax nee na faj la génne jinne kenn amul fayam waaye rek maanaam participation la boo xam ne nii doomu aadama yi dañ koy def pour vraiment indi seen contribution ci li nga xam ne ni moom mooy charge yi nga xam ne nii moom la sëriñ bi jànkoonteel donc def naa ne loolu lu leer naññ la mais Saliou donc tu fais un résumé en anglais parce que quand même le marabout il a été très clair dans ses propos parce que quand même vu les charges auxquelles il est confronté à savoir les charges familiales les charges de fonctionnement sur le plan matériel et sur tous les plans quand même donc les patients sont tenus quand même de donner une participation symbolique et ça a été révélé par le djinn en personne qui a dit que on ne peut pas payer le marabout mais peut-être on peut quand même faire une participation symbolique pour l'accompagner sur la prise en charge de tout ce que il est confronté comme dépense. Moi, je crois que ça, c'est extrêmement clair. Donc, je te laisse faire un résumé. Mais bien sûr, alors bon, le marabout, le mari, quand même, on lui souhaite, en tout cas, tout le bonheur, comme l'a dit Saliou, di la ñaanal yàlla yow tamit yàlla may la kattan parce que nag vraiment jàmbaar nga yàlla may la kattan ba nga xam ne ni wax dëgg yàlla mébét bi nga xam ne lii mébét nga ko tamit yàlla may la loo ko yeggalee quand même nga retrouver la totalité de la santé vraiment ci sa soxna ba nga xam ne ni tey ñi nga xam ne comprendre uñ ko lu nekk ñu ngi ko koy wax di ko yegg mais yow nga jàpp rek jàpp fu dëgër te xam ne kii li muy def ak li muy wax du moom dafa am leneen loo xam ne nii moo koy defloo moo koy waxloo parce que olof Njaay def ne lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole Saliou en anglais. Thanks a lot, Doyen Aziz. So, ladies and gents, dear followers of TMS TV, we were just in the seeing session, as you heard the Marshal saying. So, right now, the husband is saying that he will be coming back because he hasn't even given the money of the, the seeing, session. So, he has then to give the money and then to come back to talk to the Marshal so that he tells him how he will see, how he will do so that the Marshal makes the jinn out because you have to pay some money so as to make the jinn out because you see the Marshal is, doing a lot of things. He's paying the employees, paying the house and even trying to
feed the jinns the spirit. So that's why whenever you come, if you have to make out the jinn of somebody, you must give some amount of money. That's what even the spirit was saying. The spirit whose name is Makhtar was even saying that it's not so easy to make out the spirit because you have to give money, because this money must be just only used to feed the jinns and to do some lot of things. So we'll just tell you give you another appointment, because when you don't see the coming back of this very video, it is just because of the husband is not having money. But whenever he has money and whenever he comes back, the Marshal will just deal with his healing session. So thanks for following us on every time on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. I will just give the floor to the Marshal Thierno Moule Sow. He will just conclude and sum it up once for all. Donc sëñ bi ñu jox la kàddu gi nga conclure une bonne fois pour tout. waaw macha allah comme ni ñu koy waxee rek di sant yàlla bu baax di julli ci yoonante bi defe naa ne leer na jinne bi wax na instant bi ñoom ñoo ngi dem pour lijjanti ñëw suñu ñëwee ñu daal di génnee jinne bi benn yoon tuubal ko donte jullit la ñu yeesalaat mu daal di gën a nekk jullit ñu bàyyiloo ko lépp lu mu doon def mu daal di toog fii sama pegg tànk yi fii comme yeneen jinne yi fi ne mu daal di nag bàyyi xale bu jigéen bi mu daal di liggéey di ma liggéeyal nekk sama taalibe vraiment sama taalibe bu am jafe-jafe ma yónni ko ku am soxla ñu yebal ko parce que tamit nee na tamit am na yeneen du kenn déjà nit ñi du benn jinne ñoo leen di topp rarement ngay gis benn nit benn jinne topp ko rarement waaw dégg nga day ubbi buntu yeneen jinne buntu lay ubbi rarement man fii maa ngi fa ba ma gëjee génnee benn jinne ci benn nit loolu yàgg na kooku Ndar la dëkkoon sax loolu yàgg na léegi mu mot at benn jinne laa génne ci moom mu jeex mais pour nga génne benn jinne ci nit bariwul en général jinne yi dañuy bari ci nit ñi waaye nag ñun moo tax liggéey bi tamit dafa metti quoi parce que nag bu dee benn nit vraiment bu ñëwee yor ay jinne yu bari ngay génnee rek xamoo kañ ngay jeexal tamit loolu dafa metti waaw kay loolu moo tax fay bi amul kon nag jinne jógal ànd ak jëkkëru xale bu jigéen bi ngeen dem après boo leen demee si yéen la des de ñun ñoo ngi fi di leen xaar waaw baax na kon leer na nga ne ma ne man dinaa ubbi buntu wasagam yi xam nga man jinne recherche laa man jinne or laa man jinne jamaa laa waaw man ku ma fës ne ubbi moo tax man ku ma dig dinaa la jox man képp ku ma dig ne la dinaa la may bu ma lay may doo ko yëg mën naa la may doo xam sax fan la jóge te man la dégg ngeen loolu man fu or ne mën naa la wax orang fi dëgg la fu jamaane mën naa la wax jam parce que ñun loolu moo ñuy dundal ñun fu or ne foo la ñuy dunde dégg ngeen fu jamaane foo la ñuy dunde macha allah ñun jinne ñun yàlla moo ñu may loolu mais yow la yàlla may lu mu mayul jinne yi jërëjëf kay sama sëriñ maa ngi dem waaw baax na dinañ fi ñëwaat jërëjëf sukran baax na waaw jërëjëf merci incha allah rabbi te jour bu ma nekkee sa taalibe waaw dinaa la wax or yi fi muy ne dëgg la jërëjëf macha allah loolu leer na defe naa ne lu am solo la